bismillah. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah 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 alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wassalatu wassalamu ala sayidina wa habibina wa shafiina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wa bashiri saabiriin allazina iza asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ulaa'ika alayhim salawaatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, mbokki soppe yi ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. amaat nañ beneen mbégte mu rëy ngir jàkkaarloowaat ak yéen ngir séddoowaat rek comme ni ma koy waxee lépp partage la parce que ñun it liñ leen di indil yëpp dañ koy partager rek mooy dañ koy tibbee feneen jële ko ci yàlla wala ñu jële ko ci njàngale rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala njàngale gaa yu baax yi wala lu jóge ci yooyu ñun it loolu rek lañ leen di sédd ndax ñun it dañ ñoo sédd bañ toll fi ñu toll te tamit dañuy for toujours tamit ci soppe yi. loolu moo tax sax tey incha allah bëgg nañu ci biir waxtaan wi démb li nga xamante ni moom lañ doon waxtaanee mooy situation monde bi li xew ci xew ko ci Amérique ci Haïti xew ko ci Saint-Barthélemy muy yooyu kii tudd Irma kii tudd di toj jàngale yi ñu ci am démb bëgg nañu yéen it comme ubbi nañu ay parenthèse démb yu bari kenn ku ci nekk loo ci am ci xalaat ñoo ngi koy déglu incha allah Cheikh Racine dina ko liir jot luñu ko suñ demee ci ñaareelu partie waxtaan wi incha allah. fa tabarakallahu beneen poj bi mooy li ñu waxtaane démb mooy lii relatif ci affaire u problème mu Rohingyas yi nekk ca Birmanie waaw kooku tamit def nañ ci waxtaan démb indi ci beneen lecture loolu tamit bëgg nañu échanger ak yéen ñëpp yéen ñi ñuy déglu ci àdduna bi ngir ñu gis ci seeni xalaat su ko defee ñu nit ñu mën koo bokk séddoo ko ak bokk yëpp. ñoo ngi xaar seeni commentaire ak seeni partage ak seeni gis-gis ci yi xew yëpp ñu bokk di xalaat yi mais beneen xalaatin bu émotion bi moo ngi fi waaye dañ ci boole nag di xalaat di utiliser suñu xel di gëstu loolu tamit dafa bokk ci liggéey bi nga xamante ni fa tabarakallahu moom la ñu bëgg a séddoo ak yéen yàlla nañu ci yàlla dimbali ñun ñëpp barke alquran. su ko defee ñetteelu poñ bi te mooy mujj nekk bu njëkk bi mooy ki nga xamante ni yàlla daf ko jël ni ki bërki démb muy sunu mbokk di papa di nijaay di maam di xarit di wóllëre di conseiller di Pape Sayali Guèye doomu alxaaji Amar Guèye fa tabarakallahu yàlla jël ko bërki démb mu nekk une perte, une grande perte pour l'humanité en général waaye nag une grande perte pour l'éducation nationale du Sénégal, une grande perte pour la région de Thiès. moo tax imam alxaaji Ahmed Baro Njëgeen yàlla na yàlla dolli fanam ak wéram daf ñoo wax démb nañu
en réalité c'est Thiès qui a perdu son fils waaw loolu la wax moom loolu la déclaré dana Thiès daal moo ñàkk doomam waaw te loolu dëgg la ndax Pape Sayali ci dëkk bi la dëkk waaye bokk na ci ñi defar dëkk bi ndax defar dëkk bi paasewul former ay génération ci ay élèves yu mu jàngal ba mujj gi école ba mu nekk moo mujj sax nekk école de référence bi nga xamante ni képp kuy def application soo defee école normale supérieure ba pare wala nga jaar fee ci Germain le Golf ba pare école seen école bi mu nekkoon bokkoon na ci école yi ñu gënoon fonk pour nit ñi di fa def application ngir rigueur ba mu fa defoon ak pas-pas bi ak dogu bi ak ngëm njàng ak jàngale yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na yàlla yokk ay leeram yàlla na yàlla gërëm ko te gërëm lépp lu takk ci moom ak képp ku takk ci moom bala ñuy ñëw ci ay jikkoom ak témoignage yi ñuy def ci moom dañuy sant yàlla bu baax ci macha allah njabootam gu tedd gi taxawaay bu rëy bi ñu am ci moom ndax dëgg la suñuy bokk taalibe lañu waaye suñuy jarbaat lañu ñun ñëpp ñoo leen bokk jur ndax Pape Sayali moo ngi doon denc soxna Marème Seck mooy borom këram soxna Marème Seck boobu soxna Xadi Njegéen moo ko jur soxna Xadi Njegéen mag la ci Serigne Muniru al Khalifa ñoo bokk ndey ak baay soxna Xadi Njegéen alaaji Mouhamed Njegéen radiallahu anhu comme ni mu ko daan defee comme baayam rek njabootam yépp ay taalibe la leen may ak ay nuti yàlla musul seet borom alal ak borom daraja xam-xam ragal yàlla alquran bëgg yonent bi bëgg Cheikh na Ahmad Tijaan yi kum ku musu gis ci yow rek may na la njabootam bokk na ci ñi mayoon nag ay njabootam ci borom xam-xam yooyu ñu ragal yàlla ñooñu muy Sëriñ Mbay Seck ñépp xam cëram ci yàlla ak ragal yàllaam ak bëgg yàllaam ak sopp yàllaam waaye nag xamam rasulullahi ak siira rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag amoon cër bu rëy ci téere bi ñuy wax Jawaahirul Maani nga xam ne ci ni téere yi gën a jafe ci kaw suuf ci la bokk ndax téere bi téere leer la sëñ Mbay Seck ci rare personnes yi ko daan firi ci kanamu al Cheikh Alhaaji Mouhamed Njegéen radiallahu anhu ci la bokk yaakaar naa ñi xam Jawaahirul Maani xam niveau téere bi xam leer gi ci nekk xam-xam-xam yi ci dencu xam junju ishaaraat rabbaaniya yi ci Seydi Ahmad Tijaani def radiallahu anhu ku ko mën a firi ci kanamu xutbu bu toll ni alxaaj Mouhamed Njegéen ah kooku yaakaar naa doy na sëkk cër ci yow te nekkoon na imaam ca zaawiya ba ca xadara ba yàlla na yàlla dooli leeram sëñ Mbay Seck moo jur soxna Marème Seck mu jur tabaarakallaahu ñoom sëñ Mamadou Gueye ñoo gën koo xam ci duudu di taawu sëñ Pape Sayali ak ñoom Daabaay Gueye di président suñu section ca Baqiya ak Vieux Gueye di suñu jarbaat waaye moo jur tamit soxna Ndey Gueye soxna Mami soxna Kiné moom démb dama ko fàttee sax bind ci texte bi ndax elle est très effacée macha allah soxna Aji Yaasin soxna Awa Gueye soxna Maguette macha allah ak sëñ Ahmed mi nga xamante ni mooy caat ma yaa ñoo ngi leen di jaal ñoom ñëpp di jaal Pape Ëmma moom mi rakku Pape Sayali ak Pape Daabaay ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaale waaye di jaale tamit sërëm yi ak njabootu ngéyeen yi yépp Pape Maguette ak tabarakallahu képp ku musu jaar ci kër ga ndax kër ga këru ko wàccuwaay la woon këru xéewal la këru teraanga la ku musu ñëw rek mu uuf jàppale ba tey jii kenn ku ci nekk yàlla jox la say teraanga yàlla na yàlla fay ko tabarakallahu ñoo ngi jaale tamit sëtam yépp nag waaw sëtam yépp ndax moom it sëtam yi xamoon mujj na comprendre ne doom neex na waaye sëta ko dàq waaw fonk ko nay doomam loolu ndax addunaam yëpp daf ko sacrifier pour njabootam waaye sëtam yi tamit mujj nañ ko wan cofeel goo xamante ni wóor na ma ni bokkoon na ci li ko téyewoon ci kaw suuf waaw je pense à tous ses petits-fils ñoom Pape Massa ñoom Gina tabarakallahu ñoom Kuna ñoom ñëpp Malick Souleymane ñoom ñëpp daal doomu Ndey Xadi yi
tabarakallahu ñoom papi ñoom ñëpp daal waaw ku lim da ngay juum te dañoo xaw a bari sunu sët yooyu moo ngoog moo ngoog mënuñu toog fii di leen lim fii ba suba waaye ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaale waa Cekkeen yëpp sëñ Moustapha Seck sëñ Ablaye Seck sunu mbokk yi mbokkal foofu sunu cousine yi ñoom ñëpp loota soxna Astu soxna Binta soxna Astu beneen bi soxna Ami ñoom ñëpp tabarakallahu soxna Ami ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaal bu baax a baax soxna Binta ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaal di ñaan yàlla yàlla yokk leen a jox xolu muñ maam Jaw soxna maam Jaw Seck Adja maam Jaw tabarakallahu comme ni ñu ko waxee rek soxna Racine soo xoolee photo yi ñu publié woon fan yii ci ginnaaw soxna Adja Marème Seck boobu moom la moo jógee Màkka noonu waaw xam nga loolu tamit lu jar sant yàlla la ñëw jóge Màkka 7-8 ci bàkkaar yàlla nangu la sa aj nga ñëw amoo sax ñeenti fan juróom sa jëkkër dem mooy wane ne alhamdulilah lépp set na lépp baax na lépp yiw na lu jar sant yàlla la te Pape Sayali mii gaañu taggu rasulullahi waxtaane rasulullahi moom la mujjee dégg ci suuf ndax bis bi ñuy nganelee dañoo xëy suba ba ngoon di séddale ay ñam di teral nit ñi yendoo tagg yonent yàlla Muhammad suba ba ngoon yendoo tudd yàlla suba ba ngoon ci sikkar yi ak jaamu yàlla yi ak leer yi ci la àndaale ci la ruwam gi yéegee fekk yàlla moo tax loolu lu jar a sant yàlla la yonent nee na al mar'u yuhsharu ala ma maata alayhi kenn ku ci nekk ni nga dee rek noonu la lay dekkile noonu ngay dekkee waaye tey ji incha allah su ëllëgee moom de moo ngi dee tagg rasulullahi moo ngi dee ak yiw moo ngi dee ak mbaax moo ngi dee ak atmosphère u Makka moo ngi dee ak leeru Madina soxnaam si jur ay njabootam moo ngi jóge ci rasulullahi leeru Madina gi bëtëy moo nga ca moom barke Makka ba mu nga ànd ak moom njëggalu Makka ak Madinatul Munawwara moo nga ànd ak moom loolu yaakaar naa ku mu doyul dara dootu la doy kon nag yàlla na muur loolu lépp barke alquran yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ni mu dundee ci modestie ak sobriété ak simplicité nga xamante ni daan nga ñëw ci kër gi perturbé fa toj ko yëngal ko def fa lu nekk te doo ko gis moo ngi ci ruqam rek toog foo ko fekk nag moo ngi kurusam di tudd yàlla yàlla na yàlla fayal ñu barke alquran seede yi ca waroon def yëpp daanaka kilifa yi def nañ ko waaye ñun dinañ wax rek ci yi nga xamante ni mën nañ koo jëriñoo ñëpp bokk ko waaw macha allah yàlla na yàlla fayal ñu leen ñoom ñëpp yàlla yokk seeni leer tabarakallahu comme niñ ko waxee rek gars yi yëpp ñoo ngi leen di bàyyi xel bu baax ñoo ngi leen di bàyyi xel bu baax ci macha allah ñoom ñëpp daal vraiment suñu jarbaat yi ñoom ñëpp suñuy jarbaat lañu suñuy xarit lañu suñuy njaboot lañu ñooy bokk di liggéeyal yàlla ñun ñëpp di bokk di zikkar bokk di wazifa bokk di liggéey bokk di toppatoo ganu yonent yàlla Muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam bokk di defandoo journée Cheikh na Ahmed Tijani yi ñooy bokk tamit di def journée Maam Alaaji radiyallahu anhu di bokk ñoom ñëpp laa la wax de seen doom yi ak sa tami ñëpp loolu dinañ ci ñëw incha allah ci témoignage yi ndax loolu tamit dafa bokk ci signes yi wane ni Pape Sayali c'est un grand homme avec une ouverture vraiment phénoménale une ouverture qui dépasse l'imaginaire te loolu ñi xam bokk ci famille bi xam nañ li may junj te du ñàkk incha allah ci biir waxtaan yi dinañ ko leeral yàlla na yàlla fayal ñu ñëpp bi jaayi seydina wa nabina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee foofu la ñuy njëkkee bala ñuy dem ci discussion bi mooy ci wàllu inondation yi ak xew-xew yi am ci jamono Pape Sayali Gueye mooy doomu sëñ Amar Gueye sëñ Amar Gueye dafa bokkoon ci ñi daan wane ñi daan symboliser le caractère universel de Cheikh Alhaaji Mouhamad Ndiéguène radiallahu anhu je m'explique Alhaaji Mamadou ñëpp xam nañ ni Tijaan la taaliba Seyd Ahmed Tijaani la baayam Tijaan la maamam Tijaan la kon moom léppam Tijaan la Alhaaji Mouhamad dafa judd ci tariqa Tijaaniya fekk papaam di Tijaan fekk maamam Mamadou Ndiéguène Cheikh Oumar Fouti may ko wér di salaat faatih Alhaaji Mamadou dafa judd ci fekk kër Ndiéguèneen kër maam Alhaaji ñuy wasifa suba ak ngoon
di def xadaratul jumaa di may wérdu salaatul fatiha di joxe ijaaza te boobu fekk na am na këru diine yu bëri ci Thiès sampoogul ndax seeni borom sax boobu ñoo ngi ci daara ja kon dama la bëgg a wax ne la koñ ba ka ko sos tiijaan la waaye kam fa bàyyi muy alxaaji Ahmad Baro moo ko sos tiijaan la waaye alaaji Mouhamed Ndiéguène mam fa bàyyi tamit tiijaan la te tiijaan buy doxal ak tiijaanam la waaye moom ci boppam alaaji Mouhamed Ndiéguène danaan wax ne mbaax day tis mbaax day tis Racine di xam nga tis ak tis ndox waaw kay waaw tukulóor la moo tax moo koy laaj di ko tooñaale xam naa waaw day tis mooy ngoy sotti robinet bi yow nga taxaw fee sa yoon nekk ci ndox ma di la daal waaw mu ne Mama Laaj dana wax ne mbaax day tis mooy mbaax warul yem ci sa ci borom wala mu yem ci ay doom wala mu yem ci ñi la gëm rek wala ñi la yaakaar dama lay wax ne la maam Amar Gueye papay Pape Sayeli bi taalibe maam Serigne Touba la murit la pire maam Amar Gueye murit la waaye murit la boo xamante ni dafa ñëw dëkk seeg alaaji Mouhamed Ndiéguène di muqaddam di xalifa Cheikh na Ahmed Tijani mu nekk une leçon d'ouverture d'acceptation de l'autre parce que comme on dit ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise au contraire rien ne nous divise tant que ñoo ngi wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah alaaji Mouhamed nag dafa gëmoon lool moo taxoon koñam ba tey jii am na ci ay famille yoo xamante ni murit lañu te pourtant voisinage bu rafet lan dëkk waa Njëgëneen ñi te ñëpp xam nañ ni Njëgëneen waxuma la sax seeni tur wala seen sant waaye deret jeeg kawar geeg yaram weeg suuf seeg lépp tijaan la ndax dañ caa juddu duñ ca ay gan dañ caa juddu waaw kay su ma la tuddalee alaaji Amar Gueye pour yéen ñi may suivre tey gëstu ci histoire ci saa si maa ngi lay ñaan nga tuddaale ku ñuy wax alxaaji Cheikh Diop aspirine su ma nee alaaji Cheikh Diop ñu bari duñ ko xam mais du ma ci yokkee aspirine doo leen ko xamul tamit di ngeen dégg turam daraan jaay ay médicaments ay comprimés moo tax ñu ko daan wax Cheikh Diop aspirine murit la woon moom taalibe maam Thierno Birahim la woon am na geneen góor guñ daan wax alxaaji Bilal Thiam am na ay njabootam léeg-léeg dinaa leen gis ñu connecté wu ci internet fii alxaaji Bilal Thiam bi tamit murit la moom moo daan wax naan ku amoon xorom la papuantaay lañ ko daan wax ñi xam foo ko fekk rek day upp rek ndeysaan góor gu set la woon daraan ñëw nag toog noonu ci wetu alxaaji Mouhamed Ndiéguène daraan wax ne man daal sama mbokk tijaan yi dañ maa jaaxal mu ne dañuy bala ñuy wax dan naan sëñ bi aw ma sax lu ma ciy wax waaye il faut que ma sànni ci kàddu mu ne ku amul looy wax da ngay noppi Racine loolu la góor gi daan wax mu ne man daal jaaxal na ku nekk bëgg a jël kàddu rek kàddu kañ benn la war a doon kilifa benn la mu ne day dégg ñu ne ngay dégg gars yi ne salaamaaleykum fa tabarakallahu man kat awma lu ma ciy wax sax waaye nag il faut que ma sànni ci kàddu mu ne ku amul looy wax da ngay noppi Baye Bilal Thiam sage la woon alaaj Cheikh Diop aspirine ay njabootam yëpp moom ñoo ngi dëkk léegi boor yi HLM Thiali ñi ci des ñoo ngi Italie ñi ñoo ngi mongoog ñoo ngi ci àll bi daal ñoom it ñu baax lañu tabarakallahu suñu mbokk yooyu suñu soppe yooyu léegi nag gis nga alaaj Mouhamed Ndiéguène radiyallahu anhu daraan wax ne da déglul wax ju daw yaram ji bërki démb dama ko xalaat rek vraiment mu jaxase ma ndeysaan nga xam ni dimension da ngay xam ni kii xalifa yonent bi dëgg la sallallahu alayhi wa sallam billaahi laa la wax ndax daan na wax ne maa fi gën murit te boobu bi mu koy wax moo ngi junj ñi may tudd nii alaaji Amar Gueye alaaji Cheikh Diop aspirine alaaji Bilal Thiam te dinaa la jox preuve léegi Racine pour nga comprendre ak yow mi may suivre te xamoo li may wax danaan wax ne ba yowmal xiyam ñu taxaw Abdoulaat sëñ Abdoulaat lay wax de dina xam ndax moomu gën yi murit loolu rëy na de Racine gis nga mag ñi dañoo baaxoon te yaru te xam àdduna te civilisé dañooy baaxoon yaru xam àdduna civilisé billaahi laa la wax gis nga Racine wax naa la sànq ci début bi ne la
alxaaji Mouhamad Ndiéguène dafa judd fekk wasifa ci kër ga. suba ngoon te 1890 la judd. bàyyam alaaji Ahmad Baro moo ko fa sant samp ci 1885 ba tey ñoo ngi wasifa ci Ndiéguène. ça fait presque 132 ans loolu du caaxaan de. waaye gis nga murid yi may wax nii. gis nga suñ julliwaan fajar ba pare xam nga ñu tijaan yi dañuy wasifa ñoom dañuy toog ca peggu jàkka ji. ànd ak tijaan ya yor seen kurus ñoom. déglu maam alaaji ak taalibe yi tijaan yi ñu wasifa ba fajar maam alaaji yi génn taxaw ñaanal leen ñu soog a dem seen yoon. waaye njóogu bu dee yaa ngi may suivre lii bind ko nate ko njóogu ci ligne bi. nekkul ligne pour l'instant. maxtaar waxal njóogu mu dugg wala yow maxtaar nga bind ko bu dee yaa ngi may dégg. dan daan toog ñoo ngay wasifa de maam alaaji nga wasifa ak taalibe yi de duñ jullee fajar ba noppi ñoom duñ génn dem de ñoo nga toog ca ginnaaw gis nga fi rajo Pasumare bi fi muy nekk noonu mur boobu foofu la ñuy wéeru ñoom ñëpp toog wala ñu toog ci palanteer bi nekk ci watu buntu rawdu bi foofu la ñuy toog sëgg toogaayu murit bu yaru boobee foofu la ñuy toog ba wasifa yu àgg maam alaaji ñaanam yu tedd yooyee yal nañu yàlla tëbb yonent di tëbb ñu Cheikh Tidiane tëbb ñu. amiin Cheikh Mat Tidiane mooy Cheikh Mat Tidiane la daan wax. yàlla tëbb ñu yonent di tëbb ñu Cheikh Mat Tidiane tëbb ñu. yal na yàlla tàppe suñu xol comme ni ñu tàppee xolu sahabatu rasul noonu la ko daan waxee ñaanam yu foor yu baax yooyee suñu paree mu génn magi murit yooyu ñëw taxaw ci kanamam mu ñaan faate ñett salaatu faate bu juróom-ñeenti yàlla tiifam ñëpp dem. ñu bëri demoon nañ ba yaakaar ni sax ñoom murid yooyu dañoo mujj nekk tijaan xam nga Pape Sayali nii ma leen di wax nii góor gu doy waar la enseignant la woon mais c'était un grand philosophe bis mu ne ma sëriñ sam papa ku yeewu la papaam la góor gi Amar Gueye lay wax de ndax bi mu ñëwee ba dëkk ci kër maam alaaji ba jaxasoog maam alaaji ba découvrir maam alaaji xam maam alaaji tamit ubbil ko boppam ñu jaxasoo mu koy xoolee Serigne Touba moom it muy xoolee maam alaaji sëriñam bi mu jébbalu ci moom muy Serigne Touba dem na bi bis mu ne ko ah man de doy nga ma sëkk Ndiéguène billaahi ni ma sama sëriñ bi doyee noonu nga ma doyee Pape Sayali ne ma ah sam papa de ku ko gën a yeewu ci àdduna amul mu ne ma sam papa xam nga ni jébbaloo ne ñaari yoon ma ne ko waaw mu ne ma ci kenn sukk jébbul waaye nee na kii doy nga ma mu ne ma su ëllëgee day am ñaari yoon par force waaye gis nga philosophie bu ouverture boobu moom la Pape Sayali dund ci yiwam ci mbaaxam ci xalaatam bu rafet ba mujj gi moom daf ko mujj prouver par des actes concrets parmi ces actes concrets mooy njabootam gi sëñ Daabaay mii imam Ahmad Baro moo ko jox wér waaw Racine loolu rëyul loolu rëy na te pourtant démb bi mu faatoo ñu war ko denc sëriñam sëñ Galas Diop moo ñëw taxaw jullee ko ay doomam ak gisatam ñoo ngi jëli wér te lépp rafet kon sëñ bi am na loo xamante ni ëpp naa def war nañ ci roy ëpp naa def war nañ cee roy bu baax ñun ñëpp nañ rafetal dégg naa benn mbokk mu wax ko man xamatuma kan la daal xaritu Njoogu Mbooj la xam naa ne Njoogu du duggee dina ma ci dimbali mu wax ne sa xarit wala sa mbokk loo ko weddi loo ko ñàkk-ñàkk gëm loo ñàkk-ñàkk gëm sëriñam su dee rek nga gëmal ko sëriñam ma ne ko lu tax mu ne parce que di nga ko yéene aljanna kon di nga yéene sëriñam nekk ci dëgg nekk ci lu baax dégg nga wax ji philosophie bu garaaw la loolu philosophie bu garaaw la kon mbokk yi nañu gën a rafetal suñuy xalaat nañu gën a rafetal suñuy gis-gis nañu gën a ubbi suñu dënn parce que Pape Sayali mii lépp luñ ko waxal moo ko moom ci cër waaye li gën a rëy ci darajaam ak cëram ak maqaamaam mooy son grand cœur daf ko am ci njabootam ba njabootam yëpp xam ne borom xol bu yaatu la am ko ci mbokkam am ko ci sëriñam waaye nag am na ko ci ay gorom mooy waa Njéguéneen ndax su ko neexoon mu def leneen wala mu bàyyi leen ci zahir ci biir ci biti mu mere leen mais c'est le contraire te preuve bi mooy ba mu faatoo dane nañ ko denc foofu ci Baqiya
mooy sëg yi nekk ci buntu këram te daan na ma ko wax man yàlla seede na ni daanuñu wax lu bëri waaye léeg-léeg su ma rombaan rek mu ca baxal ma ñaari kàddu dama yëf yaa ngi de ñun ñëpp fii la ñu mujjee de te boobu man xaw ma ni fii lañ koy denc mu ne ma gis nga ñii ñëw fii ci sëg yi li ci ëpp fii la ñuy dugg ci sama kër gi fii la ñuy jàppee raxasu ñëw ziar seeni maam ziar seeni baay ndax Sénégal amul ko sa mbokk tëddul foofu ci suñu sëg yooyu ndax mooy premier sëgi jullit foofu ci Thiès. waaw loolu ay histoire la sëñ Racine bi sax yaakaar naa am na lu mu ci xamas néew yàlla nañu yàlla dimbali donc Pape Sayale Ngok yaakaar naa fi mu ne nii yéen ñi may déglu yéen a ngi imaginer waa ju baax waa ju yiw waa ju correct waa ju am kër bu yaatu sëñ bi ñun ñëpp nañu yéenante jàmm ñun ñëpp nañu yéenante jàmm dama ne amul benn askan booy dugg te doo fa fekk murit ca biir wala xaadir wala tijaan wala laayeen njóogu yéeg dugg na bismillah kon yoogu bindal yëf yi jërëjëf amul askan wooy dugg ñun ñii suñuy doomu ndey ñoo nga Mbàkke sama yaay magam moo nga Mbàkke te fi ñuy wax ñaari Baay Faal soo déggee Ngoone Faal wala nga dégg Aji Kumba wala nga dégg Murtala Faal ñooñu sëñ bi seen yaay ak sunu yaay bokk ndey ak baay ay murit lañu léegi man du ma sàggane ba murit di dem safara samay doomu ndey duñ dem safara waaye ñoom it duñ sàggane ba tijaani dem safara samay doom ñoom seen doomu ndey dem safara sëñ bi te àjjana yàlla ji Racine yaatu na billaahi ñun ñëpp am nañ fa place xaj nañ ci mos ah xaj nañ ci Racine xaj nañ ca sëñ bi jarul xatal xaj nañ ca waxuma la sax ngay murit wala ngay tijaan wala ngay xaadir wala ngay laayeen nga xamante ni yow lu mu bon laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moom sa biir xol waxuma la lool mais ñeneen ñi yéefar di weddi yàlla sax am nañ place ci aljana sëñ bi nañ yaatal nañu am esprit d'ouverture nañu def ndànk ku nekk nag ka nga gëm am nga droit gëm ko doyloo ko yaakaar ko di ko topp di ko liggéeyal di wut barke ci moom li ma góor ga waxoon maa ngi gis sama mbokk ki ñuy wax Aboubacar moo ngi nekk Maroc sunu mbokk taalibe la sunu jarbaat la sunu lépp la cousin la wala jarbaat nijaay la ci Babacar Fall doomu Abdou Fall sunu doom Mbay Ñang lañ koy wax moom la ñuy wax Babacar Diouf ci rappeur la quoi mais ñoo ngi koy wooy Aboubacar ci rap bi et puis c'est important soppi sa tur ba kenn dootu la xamee tamit loolu dafa doy waar Aboubacar la tudd maa ngi gis bis may waxtaan di wax ne doo bëggee mucc la ma góor ga waxoon ngay def mooy gëm kenn sopp ñëpp Racine dégg nga loolu gëm kenn sopp ñëpp mais mënoo gëm ñëpp wër di gëmaate rek loolu dafa mën nekk da ngay gëm kenn ñi ci des ñëpp nga sopp leen la Seydi Ibrahima Rayaahi radiallahu anhu waxoon ba mu demee ba découvrir maqaama Cheikh na Ahmad Tijaani xam cëram xam wilaayaam lu mu wax rabbi inni saddaqtu kulla waliyin raayan qadrahum bi ayni ixtiraami gayra anna ibna salim huwa cheikhi am nga ci droit wa malazi am nga ci droit wa umdati am nga ci droit wa imaami mu jeex mu ne yàlla nangul naa ñëpp kuy sa wëlu rek nangul naa ko cëram waaye nag Cheikh Tidiane mooy sama kilifa Racine li ku rek am nga ci droit ku nekk am nga ci droit te nga rafet njott ci ñëpp yéena ñëpp jàmm yéena ñëpp aljanna yéena ñëpp lu baax xéewalu yàlla yi teraanga yàlla yi njéggalu yàlla gi billahi ñëpp am nañ ci place te bala yow mi nekk Sénégal sax yow yaay nekk foofu rek di xalaat yenn xalaat yi waaye soo ñëwee fii Europe baa nga dem ci yeneen continent yi di nga xam ni sëñ bi gars yi am nañ place ci yërmande yàlla gi France gi 65 millions lañu 65 millions lañu ñi ciy jullit juróomi millions lañu waaw léegi 60 millions de personnes ñoo ngi fii kenn gëmul yàlla waaye ñooñu suñ bi doo leen boole ñu bokk ci xéewalu yàlla gi ak xéewalu lislaam gi mais nga bëgg a jël ñëpp saaf ci biir safara si xaj nañ ci aljana yaatu na sëñ bi aljana yaatu na xaj nañ ci sëñ bi bàyyil gars yi ñu dugg bu leen bloqué ci buntu bi te gis nga man wax léeg-léeg ma wax leen ko man li ma xaw a jaaxal sëñ Racine mooy yóbbu ko to safara yi yëpp ñoom ñeneen ñi la ñuy yóbbu
li waa ji waxoon philosophe boobu xaw ma Socrate xaw ma ne l'enfer c'est les autres xaw ma Descartes gis nga gis nga ustaas yi yóbbuwaate safara duñ yóbbu seen ñoom duñ dem safara duñ yóbbu seen papa duñ yóbbu seen yaay bu dee dañoo bokk ci ab tarixa wala ab yoon duñ yóbbu si ñi bokk ak ñoom duñ dem safara seeni xarit tamit duñ dem safara ñan la ñuy yóbbu safara ñeneen ñi rek ñu ñàkk fayda bu leen ko nangu kenn moomul aljana yàlla ji ba ko yàlla di tabax kenn dimbaliwu ko ci toppatoo sa dugg rek bàyyi ñeneen ñi mais c'est ça li jëntil sa dugg moo gën mais bëgg sëñ bi toppatoo nit ñi naan kii day dem safara kii mais lu ci sa yoon yow ko la wax ne di nga dee ci ngëm am na benn mbokk bi ñu dajee fii ab tubaab la mu tuub dugg ci l'islam commencé dem jaxasoog ñeneen ñoo xamante ni seeni xalaat jubul ba ñu dugal ko ci xalaat ne dafa war a song nit ñi dafa war a ray ak dafa war a dugg ci jihaad ak yooyu mën na ko yow dama lay poser ñaari question soo ma ci répondre su la neex nga dem def lu la neex ñaari question rek laa lay laaj benn bi mooy est-ce que yow ki ngay rey wóor na la est-ce que wóor na la ne du mujj dugg ci l'islam mu ne ma non ma ne ko deuxième question bi mooy est-ce que yow mii di ko bëgg a rey ji parce que yéefar la est-ce que yow di nga dee ci l'islam mu daal ne ma ah loolu di wóoruma ma ne ko kon ñaari question yi fekk répondre goo ko bul rey kenn bul juger kenn bul wax kenn bul dëkkal kenn fu mu dëkkul sa yoon nekkul ci moom rafetal jot ci moom bu dee dafa nekk ci safaan tamit ñaanal ko yàlla nañu yàlla gindi yàlla nañu yàlla dimbali lii yëpp ay gis-gis la yoo xamante ni ñoo ngi ko jëlee ci faatu njàngale faatu Pape Sayali toujours dama leen koy wax ñun duñ fi nekk di topp émotion c'est naturel waaw waajooju sax moom nga ko waajooju xaw ma Senghor lañ koy wax xaw ma moom sax nee na l'émotion est nègre la raison Hélène moom sax wax na loolu bien que waaw kooku moom yàgg naa ko weddi ba mu set wicc waaw bu dee l'émotion n'est pas nègre l'émotion est naturelle c'est humain ñëpp ci bokk yam jur gi sax léeg-léeg dinañ ci am tuuti même bu dee tur wa day changé parce que jur gi instinct la ñu am mais am na lu ñuy yëg gis nga man dem naa fi bés Racine Gambie suñu benn mbokk doon tudd doomam ñu dem ca tudd ma wala Thiet la je crois Thiet la sama rakk jooju Momar Gueye njëgën mi moom laa àndul ki nekk Espagne ñu dem mais gis nga benn nag lañ jëlee ci gétt gi ñu rey ko yëpp dañ ko yëg mais Racine gis nga bi ñu demee ba heure bi ñu ko reyoon démb jotee gétt gi yëpp a ñëw fi ñu ko reyoon te ñoom kenn waxu leen fu ñu ko rey ah gétt gi jóge nañu dox nañu ay 1 kilomètre ou 2 jóge ñoom ñëpp dox ñëw ba fi ñu ko reyoon gis nga bi ñu yuuxoo man dama tiit ki ma toogaloon ne ma mais sëñ ma ne ko mais yuux yi lan la ma ne ko nag dégg naa jooy nag mais jooyu nag yi man musuma ko dégg mu ne ma ah waaw yow dëkkoo géttu nag mu ne ma seen mbokk mi dee fi ñu ko deret ji fi mu desoon desitu deret ji moom la ñu xencu ba topp ko ba ñëw tiim ko nii moom la ñuy jooy nii mu ne ma dañuy dëj nii dañuy jooy dañoo jooy yuuxu def seeni façon ba mu rafet ñu suuf sa ñu kës ko am na nun def daal mënatuma expliquer lépp daal di àndaat ñoom ñëpp ne wëriñ dem seen yoon kon am na lu ñu yëg donc su Senghor waxee ni l'émotion est nègre dañuy jéem a fonto rek ñëpp am émotion mais nag la différence entre les hommes mooy après l'émotion il faut maintenant nga objectif nag def ay réflexion yu sérieuse yoo xamante ne du tegu ci passion du tegu ci bëgg-bëgg du tegu ci intérêt personnel mais da nga koy étudier de manière objective et scientifique su ko defee xam-xam foofu lay jóge parce que xam-xam mënul jóge ci ay émotion yàlla nañu yàlla dimbali ma ngoog donc Pape Sayali premier témoignage lii c'est la valeur bi ñëpp mën a bokk ci moom léegi nag ñu ñëw ci la personne gis nga Racine c'est yéen ñiy suivre page bi parce que la plupart des hommages maa koy bind am na yenn yoo xamante ni gars yi ñoo koy bind mais léeg-léeg kilifa yeeg yu demee noonu maa koy bind mais seetlu leen bu baax mosoo leen gis même yi ñeneen ñi bind muy Sembène wala Omar Niang wala Ndiogou Mbodj texte bu ñu bind ci ku faatu li ñuy njëkk a seede ci moom mooy lan diine mooy diine gis nga parce que gis nga nit ku faatu nit ku dee billaahi luñ ko mënti waxal
luñ ko mënti tagg luñ ko mënti gërëm luñ ko mënti tappal ci ay maqaamaki daraja te seedee luñ ko l'islam seedee luñ ko diine xamal ni témoignage ba zéro la parce que du ko jariñ ci biir bàmmeelam leneen loo ko taggee rek wàcc na ko ci biir suuf ci kaw suuf ay njabootam ñoo koy lekk ay soxnaam dañ leen di jël ay alalam dañ koy séddoo léeg-léeg sax alal ja comme ni ma ko waxee barki dem maa ngi koy déglu ci benn waxtaan bu yàgg bu ma defoon 2010 ah alal ja doom ya dañuy xuloo ba mujj dem tribunal dem mujj di rayante ngir seen alal baay wala ngir seen alal yaay wala ngir seen alal nijaay nga xamante ni kon yow perte nga lañ mënta xëccoo mooy sa jaamu yàlla yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam julli leen ci yonent bi yéen ñëpp jàng leen salaatu fatih allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim waaw kay salaatu ala nabi mooy parfum wu jotaay fi mu ne nii ñi xam baatin di yëg dara ci yàlla parfum bu neex jolli na ci sunu diggante ñun ñëpp ñuy suivre Facebook bi yëpp en direct parfumé nañ ñu sotti nañ ñu parfum wu salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ma ngoog yonent nee na nit su faatoo ñett koy topp ay ñoñam mooy waa këram ak alalam ak jëfam ay ñoñam suñ ko suulee ba pare dañuy ñibbi ci kër ga wërsëgam dégg nga wolof sax wërsëg lay wax day wërsëgi wër daal ne ah man kat ñi dee duñ ma jariñoo ñu dund rek a may jariñoo mu dellu ci kër ga léegi nag moom jëf sa jëf nag yonent nee na moom dong moo am kóllëre mooy toog ak yow ndeysaan sa jëf mooy toog ak yow ci biir bàmmeel bi ne la maa ngi lay wéttali ba yomal xiyaam bu dee lu baax la mu wéttali ba yomal xiyaam bu dee safaan la tamit mu wéttali ba yomal xiyaam moo tax du nit ñi di coow yow xamal ni ngay def sa diggante ak sa borom yàgg naa ko wax mbokk yi man leen gis nga mbooloo yi ak coow yi ak daayida yi ak wax yi yeeg ak coowu groupe yi man leen dee leen coow parce que Sénégal ku coowul ñu rey la il faut nga coow man leen waaye soo wéetee demal jaamu yàlla ndax alxaaji Mouhamed Ndieguène radiallahu anhu daan nañ wax ne àdduna de lépp dinañ ko lijjanti waaye ku deeg sa bàmmeel ku deeg sa bàmmeel Pape Sa yàllaa ngi ni ana sëtam yi ana doomam yi ana njabootam gi ana ñëpp bàyyi nañ ko foofu dem nañ seen yoon wàcc ko moom dong ñun ñëpp noonu la ñuy mujjee sëriñ bu dee wali bu dee xut bu zamaana ceem dañ lay suul dem ñibbi lekk ca ceeb ya defar kii gis naa ay photo yu rafet ay ceere yu normal lañ defar ak ay ceeb yu xonk yu baax ceeb yu xonk yooyu Pape Sa yàlla di ko lekk moom ceeb yi mu doon tibb di ko jox jaam yàlla yi cere yi mu doon defar di ko jox jaam yàlla yi dem jàkk yi mu daan dem jàkka julli yi mu daan julli wasifa yam daan teewe xadara yam daan teewe yu baax yam daan teewe moo koy fekk fa mu nekk kon lépp luñ seedeel néew te du diine seede ba des na maa leen ko wax léegi yàlla nuñ yàlla xiir ñuy dund ci diine di dox ci diine di wax ci diine ba sunu faatoo duñ demee ba mënuñoo wax ñaari kàddu dan naan ko amoon diine la daan nañ ko yàlla defal billahi loolu mooy jëriñ leneen beneen témoignage c'est pour nous mais c'est pas pour le défunt yàlla nañu yàlla suturaal sëñ Racine Pape Sa Yali première valeur bi ñu xam ci moom mooy l'islam ku fonkoon jàkka la te waxtu yi gën a jafe moom la gënoon fonk mooy gée ak fajar ca jàkka ja Pam Ndongo Doucouré léegi la fi jóge moo gii di dem mu wax ma ne ma ah man de Pape Sa Yali xamaluma ko lu dul toog ci biir këram wala buntu këram ak jàkka fajar dégg nga wax ci jàkka fajar te jàkka ja mu ngi daan jullee ci jàkka yi alxaaji Ahmad Baro bi nga xamante ni oustaz Mansour Wade moo koy jiite ba tey jii sunu papa Ishaq Diouf rahimahullah daan ko jiite ginnaaw ba oustaz alaaj Pape Alaaj Seck faatoo yàlla na yàlla yokk leeram te Pape Mansour Wade bii may wax yàlla na yàlla dolli fanam ndax jàngal na ñu bëri jàngal na génération yu bëri borom xam-xam yu bëri yooyu dëgg ci réew mi moo leen jàngal wala moo jàngal ñi leen jàngal Pape Mansour bii Pam Ndongo mii bis loolu la ma wax dafa maa nuyu ñaanal ma yàlla ne ma ah sëñ Mor jërëjëf yow sëñ Mor Talla njëgeen zikrullah lan la war a wooyee mu ne ma zikrullah nag ci lépp nag mooy tudd yàlla ci wax laa ilaaha illallaah di ko zikkar waaye zikrullah ci jaamu yàlla ma ne ko ah waaye papa ñaanal ñu rek ñun ay taalibe rek lañ mu ne ma déedéet du yow waaye sa taalibe yi ñi la yaakaar
fonk jàkkay fajar lool man ci laa xamee ni yow jàmbaar nga gis nga taalibe ni muy sagali sëriñam te mën naa am fajar googu man juguma ah ma julli jiwuma ca jàkka ja mais li Pape Ndongo Doucouré laa la wax Pape Mansour Wade moom wax lii mu ne Mame Alaaji Diouf Pape Ndongo Doucouré Ablaye Ndiaye Owens Moussa Diouf dégg nga mu limal ma mu ne ma ñoom Daabaay Guèye mu ne ma ñooñu di askanoo ci yow te waxtu yi gën a jafe muy tawak muy naajak muy seddak lépp ñoo ngi ca jàkka ja ñooy julli suñu paree ñooy lal maanaam wasifa ànd ak le grand directeur Xaasim Diop waaw nga xamante ni képp kuy tijaan amel nga ko njukkal waaw moi je le respecte beaucoup ndax yàlla jox na ko cër mooy jiite école Lat Dior école privée bi ñuy wax école Lat Dior ca Thiès waaye macha allah fajar gu jet heure boo déggee wasifa wu xumb moom la te du ko bàyyi xale yi Xaasim Diop yàlla na ko yàlla fay waaw jàmbaar la parce que tarixa bi dafa soxla tamit ay góor ay gaynde yoo xamante ni ils sont là toujours ils répondent présent à l'appel de Cheikh Ahmed Tijani radiallahu taala anhu yàlla nañu yàlla dimbali kon Pape Sayali ngoog ak jàkka loolu leer na Pape Sayali ak alquran weeru koor du début jusqu'à la fin Pape Sayali daraan ñëw di déglu boroom xam-xam bu mag boobu géej googu ñuy wax Oustaz Mansour Wade da ngay gis mu yor kaamilu alquranam yor traduction française am yor tafsiru quranam tiim ñetti téeram di déglu Oustaz Mansour Wade te léeg-léeg mu dugg ci yenn domaine Pape Mansour Wade dugg ci yeneen domaine Pape Sayali intervenir te li ma lay wax nii man bi ma ko daan fekk mu ngi déglu loolu boobu man maa ngi nekk 4e secondaire donc vers année 97 98 dégg nga li ma wax lii li ma lay wax du tey de yàgg na de 97 ak léegi Racine ñaata la ça fait 20 ans 20 ans dama daan ñëw di déglu si tafsir bi fekk Pape Sayali mu toog yor ay téeréem di suivre di déglu te léeg-léeg mu dugg ci benn domaine Pape Mansour Wade dugg ci benn domaine Pape Sayali def intervention te du intervenir ñëpp kontaan ndax baat bu neex la yoroon baat bu jub baat bu correct su waxee da ngay di xam ni kilifa mooy wax baat bu roog bu dëgër la yoroon ndeysaan nga gis ko mu daal di waaw oustaz nangam ak nangam expliqué wala Pape Mansour wax benn affaire leerul mu laaj ko te fekk li mu koy laaj moom xam na ko mais c'est un enseignant il veut que les jeunes qui sont là comprennent mu daal di profité laajam man lii kenn nekk lu ma ko maa ko fekkee xam nga man samay waxtaan nag Racine loolu moo ci neex li ci ëpp exemple li may joxe ci man la parce que loolu moo gën a maandu nit la mu dund moo ko dund yàlla nañu yàlla suturaal kon loolu mooy xanaa su ma yemoon fii Racine doy na am bëgg na jàkka bëgg na alxuraan léegi nag ñëwal ci bëggam ci rasulullahi ak sopp yu yim ci yàlla Muhammad daf ko bëgg ba amul ci moom sago bëgg zikkar ba amul ci moom sago léegi-léegi yaramam daan na tàng mu feebar lool moom Pape Sayali ba ñu ne du ñu def daayira ci këram ndax këram mooy siège yu sunu section bi ñu wax Baqiya mooy fi yonent bi denc ay saxaabaam maam Alhaji Ahmad Baro muy suufam mu xotti ko ne wa ku faatooti ci Thiès di jullit nan la indi ñu denc la fii waaye su toogee ñaari ñoom àjjuma lan daan def xadra lan daan def zikkar daayira daal bi maanaam mais suñ toogee ñaari àjjuma ñëwuñu parce que yaram dafa tàng day woo daabaay ne ko waaw lu tax xale yi ñëwuñu zikkar si daabaay daf ko ruus ndeysaan day noppi rek mu ne ko baadu sama yaram wi moo tax ñëwaleen zikkar si da ngeen yaakaar ne da ngeen may déranger mu ne daabaay ne teg mu ne ko loolu la xam naa loolu daf ko ruusoon léegi su ko defee paa bi daal ne ko wax leen ne leen nañu ñëw ñu zikkar si seen zikkar si xanaa xamoon ne man damay saafara xam nga ko kii laa ilaaha illallaah daanu ko déranger bokk na ci ñi nga xamante ni mooy ñoom la yàlla di tagg ci alquran innamal mu'minuuna allazina iza zukira allah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatihi zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun yàlla nee na ci suuf nee na ulaayka humul mu'minuuna haqqan yàlla nee na ñi gëm yàlla dëgg liimaan mooy ñi nga xamante ni
suñ déggee turu yàlla rek seen xol vibré allah yàlla na ci yàlla boole suñ déggee turu rasulullahi seen xol vibré yàlla na ci yàlla boole sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan ndeysaan est-ce que yàlla nañ ko yàlla defal ba fu ñu déggee yàlla wala ñu dégg rasulullahi wala ñu dégg lu bokk ci yàlla wala ñu bokk ci rasulullahi suñu être yëpp suñu deret yëpp def benn tour wane ni tudd nañ waa ji yàlla nañ ko yàlla defal loolu rek mooy mbir mi de yëg yàlla mooy lépp de yi ñuy wax yëpp ay kii la rek yëg yàlla kase mooy lépp yàlla ñu yàlla yëgloo yàlla yëgloo ñu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yëgloo ñu ko yëg yàlla yëgloo ñu ko yëg rasulullahi ndax ñii ku leen yëg tamit yëg nga yàlla suñ daan tudd yàlla nii lay bëggee ku bëggoon rasulullahi la ndax caatam Ahmed Gueye la ko tuddee mooy kan rasulullahi direct la ko tuddee ay mbokk ma nga fa ay sëriñam ma nga fa waaye dane kat waa ji nga xamante ni ku ko tuddee doom du ëllëgee morom la moom laa koy tuddee loolu tamit yaakaar la Ahmed mag la fi mu ne nii mën naa am soxna moom la tuddee caatam muy Ahmed Gueye moom la tuddee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon cofeelam ci rasulullahi daf ko matérialiser par des actes par son enfant son fils cadet mu tuddee ko Seydina Muhammad yaakaar naa loolu doy na sëkk de yaakaar naa loolu doy na sëkk de nga ko léegi ñu dem Pape Sayali jàngalekat la woon jàngalekat la woon rasulullahi lan la woon jàngalekat joxekatu xam-xam la woon nubuwatu foo ko fekk day ànd ak taalim ñooy ànd prophète boo gis jàngalekat la wali yu boo gis jàngalekat la yàlla nee nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yonent bi mooy seen exemple parfait loolu lu muy signifié mooy ci moom la ñuy roy ku ñuy roy mooy kan mooy jàngalekat jeex na Pape Sayali jàngalekat la il a formé beaucoup de générations beaucoup d'autorités moo nekkoon seen conseil démb maa ngi dégg sunu cousin bu baax bi sunu mbokk sa soppe Karamba Gassama moo ngi def témoignage bu doy waar ci Pape Sayali ndeysaan di wax kilifa yi da doon bañ a tudd tur mais moom xam na bu baax xam na il est au courant de ce qui se passe xam na ni am na kilifa yu ñu daan dégg ay maire ak ay ministre ak ay directeur ay kilifa ay présidentiable ñoo xamante ni tout ce qu'il faisait Pape Sayali moo leen daan conseiller moo daan bind seeni discours seeni jotaay du jëlul kàddu kenn du dégg kon kilifa la woon Pape Sayali ku bëgg njaboot la ku bëgg njaboot la daanaka àdduna wuti ci dara lu dul toppatoo ay njabootam su ma waxee njaboot nag du moom ay doomam du ñoom Doudou Gueye du déedéet je parle de manière générale mooy képp ku takk ci moom ak lépp dafa teel a famille donc élève bu mu mus a am rek moom bàyyi la ci élève bu mu mus a am rek moo tax yàlla na yàlla yokk leeram yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla baal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tollu structure yi école yi ñoo ngi Racine sunu maradul muumini imma zanbun yughfar aw darajatun turfa Racine sunu soppe bi sa soppe bi yàlla na ñu boole sopp ñun ñëpp moom sallallahu alayhi wa sallam nee na feebaru jullit nee na ñaari mbir rek la mën a doon nee na soit da ngay wér yàlla yéegal la ci ay maqaama yoo xamante ni sa jaamu yàlla mënula foon a yóbbu mu teg la feebar bi nga am ci maqaama yooyu wala bokk nga am ay bàkkaar sa te kenn mënu la ko jégal ndax léeg nga am bàkkaar te doo ko xam wala nga fàtte ko bàkkaar yooyu yàlla teg la feebar ngir jégal la ko ñaar yëpp yàlla na ko yàlla defal Pape Sayali yàlla na ko yàlla yëkkati ci ay maqaama yàlla na ko yàlla jéggal ay bàkkaaram amiin ci loolu di sëñ Doudou Gueye di sunu jarbaat waaye man mën naa la wax ne la Racine c'est le symbole de la discipline de la déférence du respect waaw Doudou Gueye ndax nijaayam yëpp presque moo leen mag am na ci ñoo xam ne sax daanaka mën a nekk seen papa
mais Doudou Gueye mosoo gis nijaayam bu mu sàllalu amul. ku ko gis na ma ko wax yéen a ngi muy suivre xam ngeen li may wax Doudou Gueye ku mus a gis mu sàllalu benn nijaayam wala benn umpaañam na ma ko wax. te li ci ëpp ci ñoom ci nijaayam yi ak umpaañam yi mën na leen a jur ndax Doudou du xale mag la juróom fi gàttam yi la ca manqué bariwul waaye ñëpp sama nijaay rek lay wax. ndeysaan bët ki démb bi may woote di jokkoog daa bàyyi fekk góor gi moo ngi ci waajtaay ndeysaan ba ma ko jotee sama nijaay la ma wax sama nijaay ah góor gi kii na de mën na ko waa koy moo ngi ko defar leen ko ba mu rafet waaw léppam set na léppam baax na mu ne ma kon alhamdulilah sunu xel dal na waaw ndeysaan waaw ku yaru la ku joxe cër la ku nit tamit nitu c'est un homme digne de confiance parce que sunu mag sëñ Omar soo ko tuddee rek Doudou Gueye ngay tudd mooy njëkk ci moom mooy mujj ci moom moo yor lekkam moo yor ay secret biir néegam yaakaar naa ne loolu du caaxaan mooy denc xaalisam mooy denc ay secret loolu yaakaar naa doy na sëkk yàlla na yàlla bàyyi ko ci kanamu njaboot gi daa bàyyi de wax na ma lu daw yaram sëñ Racine mu ni bi mu faatoo ñu commencé di waxtaan mu ne ma sëñ Mor Doudou moo ñàkk papaam mais ñun ñàkkuñu suñu papa ndax moom mooy suñu papa xoolal loolu Racine lii dawul yaram Doudou moo ñàkk papaam mais ñun ñàkkuñu suñu papa ndax moom moo ngi fi lii mooy yar mooy teggin foofu tamit ci ngay xamee vraiment la haute valeur humaine de daabaay sunu jarbaat muy nit ku baax ku bari yërmande ku fonk way juram ku bari lu muy seetlu moo ngi xool ndax dafa wow wala dafa jeex wala dafa tooy wala dafa wër lu neex lu baax lu rafet bëri fan yeeri ci ginnaaw moom may wane ma paa bi jesneer bu baax laa ko bëgg a wutal 10 mètres ñu ñëwal ko drap bu rafet nangam moom sax la jullee ci tabaski bi bërki démb daf ma kii rek ne ma maa ngi lay yónnee sax jesneer bu rafet bi ndeysaan nga xamante ni xaalis bu bëri la waaw xaalis bu bëri lañ ci def pour ñaw ko boole kooku yére yu rafet mbaxane yu rafet xam nga paa bi tamit il était très élégant ndeysaan ajjuma bu jot nga gis mu solu ba rafet ndeysaan teel a dem jàkka ja teel a toog ca wetu ca biir doy dugg noonu ci jàkka ji foofu toujours li ci ëpp man fa laay mujj di jullee man ak moom ak sëñ Tafaa Njegéen bu Pape Alaaji Daam Njegéen ñooy bokk toujours toog noonu jullee ndoo ndeysaan ndax sëñ Tafaa moom waxoon ne ma del ñëw di julli fii ci sama wet waaw muy cër bu rëy ndax man moo ma jàngal alxuraan yàlla na yàlla fay ko amiin ndeysaan daabaay façon boobu la ku bëri yërmande la ku tabe la ku mën a dimbali la te du ci boole ay wax mokk soxnaam su baax si macha allah soxna Ndagu ñoom ñëpp ñu fonk paa bi bëgg ko paa bi tamit delloo leen mbëggeel delloo leen cofeel goroom yi fa nekk ci biir kër bi yëpp mu sopp leen bëgg leen respecté leen yërëm leen ndax ñoom ñëpp ay sëtam lañu duñ sax ay doomam waaye noonu la leen jàppe woon wax lu rafet rek def lu rafet rek ndeysaan waaw yàlla na yàlla fay leen ñoom ñëpp daa tabarakallahu liggéeyam bi moom ci jaamu yàlla ñëpp xam na ni mbiru lunette lu cher la ay 30 000 ay 150 000 waaye jaamu yàlla dëgg la ciy def woyofal ko di dimbali nit ñi di jàppale nit ñi waaw tabarakallahu ñoo ngi koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla fay fayaale sëñ vieux moom it suñu jarbaat bu baax la moom it il est très effacé waaw tabarakallahu très effacé très simple très modeste am diini waaw bëgg ay nijaayam correct c'est un jeune très correct yàlla jox ko tamit cër bu rëy jox ko xam-xam ndax c'est un docteur en biologie waaye teewul il est toujours modeste mënoo xam sax ne am na BFM wala entrée en 6e waaw ku modeste la waaw moom it yàlla na ko yàlla fay moo ko do seen sœur yu baax yi soxna Ndeye Guèye soxna mami ñoom ñëpp vraiment suñuy jarbaat yu baax lañu ñun ñëpp il nous respecte il nous aime ñoom ñëpp ñoom ñoo ci bokk yam waaw ñoom ñëpp te noonu la ñu bëggee maam alaaji ñoom loolu mooy seen spécificité gis nga te bu ci xeeb kenn nag maa lay wax loolu waaw gis nga daaw jéeg yaakaar naa mais ku mel ni Ndeye xam naa ku mel ni mami moo nga ca waañ ba moo nga ca yëngatu ya ñoom ñëpp daal kenn waaye ku mel ni Awa
daaw jéeg dafa ñëw ci sama néeg ñuy waxtaan mais daf ma wax yoo xamante ni man keroog daf ma kiyaat daal xaw ma laa la ko mën a waxee daf ma wàccewaat daal xamalaat ma ne ma cofeel gi maam alaaji sëtam yi amal ko bul wax ni kenn génn na ci ndax awa keroog wax na ma wax yu dawa yaram ci digganteem ak maam alaaji Mouhamed Ndiéguène te pourtant doo ko gisee doo ko gis ci ay yëngatoog ci ay affaire ay kii nii mënoo yaakaar sax ne moo ngi dund spiritualité boobu ak maamam ak jege boobu waaw kon nag ñoom ñëpp noonu lañ mel te loolu wàll nañ ko ba wàll ko seeni njaboot ak seeni sët yàlla na yàlla fayal ñu leen ñoom ñëpp yàlla dolli seen jàmm dolli seen sutura dolli seen teranga dolli seen xéewal muccal leen mosal leen musal leen ci zahir ak ci baatin jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam su ko defee léegi suñ ko toppee fii la ñuy fanaan dañuy jublu rek ci discussion bi ñu am démb dañ koy tënk ci 5 minutes su ko defee nag en même temps ñoo ngi xaar seeni commentaire ak seeni question gis nañ mbokk yi ñu bëri dugg nañu ku mel ni Amadou Ba le grand professeur Amadou Ba professeur d'anglais ñoo bokkoon 3e ba terminal ñoo amandoo bac tey jii c'est un professeur d'anglais macha allah dans le Saloum dans le Sine ou le Saloum ma ngok gis naa ko mu dugg la soxna Abilo soxna sëñ Aziz Lo nga xamante ni ci premier bëkk néegu maam alaaji yi ci la bokk moom ancien bëkk néeg la waaw ndeysaan nekkoon ci maire bu Thiès mujj gi mu dem Italie soxna Ana Si bu Pape Cheikh Si ak soxna Adama Fall bu maam alaaji radiallahu anhu donc ñoom ñëpp seen naa leen ci kii bi sëñ Njóogu Mbooj sëñ Maxtaar am na ñu bëri Baye Cheikh Diop gis naa ñu bëri daal ñoo ngi ci ligne bi donc partie bi ñuy jëm nii c'est pour une discussion par rapport un échange par rapport ak démb li ñu waxtaanee te ma war koo tënk ci juróomi minute léegi incha allah su ko defee ñu déglu Racine jot li ñu seeni message ñu liñ ci séddoo ko liñ ci tontu ñu tontu ko xam-xam yi ñu ci jox tamit ñu bokk kook séddoo kook mbokk yi démb dañoo wax ne dañuy njëkkee problème mu inondation yi ñu utiliser jariñoo bokk ñu jël suratul mulki tabaaraka alladi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir dem ba ci fi yàlla waxee ne ci aaya 14 ne alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa latiful xabir yàlla ne moom xam na question la mais question boo xamante ne réponse bi toujours affirmatif la waaw mooy ki bind ndax moom rek warul xam kay ki créer benn mbir moo xam ni mu koy créer l'objet de la créature le créer en tant que tel l'œuvre mais ki ko produire moo ko maîtriser moo ko xam Racine loolu pour nga xam ko da ngay gis par exemple une œuvre artistique ci art la gën a doy waar une œuvre artistique nga gis ab tableau bi nga gis ni ay jaxase la yow jaxase la rek la ci yow mais soo gisee l'artiste mu expliquer la ko mais da nga naan ndekete lii moo ci la xasu nga gis ab œuvre littéraire wala benn texte nga xool ko nii lire ko de manière superficielle yaakaar ni texte bi lii lay wax lii nga laaj ko borom texte bi du la waxee lii ci la xasu mais da nga naan non c'est pas possible junju même yow ni nga solo yaa ko xam am na ñoo xamante ne amuñu ceinture buum lañ jël takk seen digg kon moom moo xam ndax buum la takk ci ndiggam wala ceinture la takk wala ñooru la takk wala tubayam daf ko jot soxlawul ceinture bon ko xam loolu gisoo ko tey jii ñoo ngi di toog Racine xamul lu ma añee wala xam nga ko Racine yow xam naa li nga añee ndax sax añ nga xaw ma ci dara pourquoi parce que yow yaa xam sa biir yaay dugal ci sa biir man maa xam sama biir maay dugal sama biir léegi li yàlla bëgg a wax foofu ci suratu al mulk mooy ki bind mbind mi moo maîtriser créature bi moo xam les tenants et les aboutissants moo xam les détails dans les coins et les recoins de cette chose de cette créature de ce créé de cet être de cet étant moom la yàlla di fi léegi nag ñun bi ñu intéressé tey jii mooy ñaar bi ñu intéressé tey jii ci côté créature ak création mooy li ñuy wax ngelaw ak ndox li ci ëpp suñu defee coalition rek musibaam ngelaw ak ndox
loolu waa Cuba duñ ma weddi waa Miami duñ ma weddi waa Saint-Barthélemy duñ ma weddi ah dëkk yooyu yëpp duñ ma weddi ndax am na benn mbokk mu ñuy wax Irma am na ku ñuy wax Maria am na yeneen te xoolal Maria ak Irma soo ko xoolee bu baax tur bi Maria xool Irma soo jàngee alquran xoolal sama borom nee wal fajri wa layaalin ashrin wa shafai wal watri wal leyli iza yasri hal fi zalika qasamu li zi xijri alam tara kayfa faala rabbuka bi aad lan la ci teg irama ah irama zaatil imaad alam tara kayfa faala rabbuka bi aad irama ñoom ñu tuddee ko Irma beneen bi ñu bàyyi yeneen tur yëpp tuddee ko Maria te Maria soo ko xoolee tamit Iram moo ngi ca biir loolu junju la de xool leen bu baax li may wax Irama zaatil imaad Irma Maria junju la de te ñoo ñii ñëpp ay saay-saay lañu woon waa xaw mu aada xaw mu samuuda xaw mu Iram ñii ñëpp dañoo defoon ay liggéey ay building ay tata ay gratte-ciel lañ tabaxoon waaye ba mbiru yàlla ñëwee lépp da mujj nekk zéro moo tax ñu tuddee ko Iram ñu tuddee ko Irma xam nañ li tax ñu tuddee ko Irma junju yàlla la yàlla daf ñuy bëgg a wax nañ def leen attention caay-caay ak mbon ya gaayee daan def xeetu njëkk ya yëpp yeneen yi ci soo leen wattul nag la ma defoon xeetu njëkk ya moom laa leen di def Rasulullah laa leen di xoole te fekk Rasulullah maa ngi leen koy xoole fekk yéen a ngi sax ca lam doon jàngale te kat fi ne nii daanaka lam doon jàngale ñun ñëpp wàcc nañ ko ñoo ngi topp suñuy bëgg-bëgg ak suñuy bànneex ak suñuy bakken yal nañu yàlla suturaal ma nga kon gis nga démb dama leen wax ne leen li ciy jàngale suñu neexoon fii ñu toog fii ba suba di wax ci phénomène météorologique yooyu wax ci univers bi ni ñu ci doxee wax ci ndox mi wax ci ndox ci boppam secret yi ci yàlla laxas ak ngelaw secret yi ci yàlla laxas mën nañ cee wax fii ba suba mais li am important loolu dama koy bàyyi météorologue yi ak scientifique yi ak chercheurs yi ñoom ñu topp toog ñun li ñu intéressé en tant que jullit en tant que gëstukat mooy ñu xool ñun lan lañ ciy jariñoo ci wàllu njàng mooy lan yan enseignement lañ mën a tirer ci xew-xew yooyu loolu mooy lan mooy enseignement principal bi mooy wane ni suuf si ki ko moom mooy Allah asamaan si ki ko moom mooy Allah ngelaw li ki ko moom mooy Allah safara si ki ko moom mooy Allah doomu aadama yi fees suuf si ak malaayika yi ak jinne yi ak xayawaanaat yi mooy animaux domestiques yi ak animaux sauvages yi ak êtres yi mooy garab yi ak bant yi ak xeer yi lépp ki leen moom mooy Allahu subhanahu wa ta'ala guddi ki ko moom mooy yàlla bëccëg ki ko moom mooy yàlla wal layli iza yaghsha wad duha wal layli iza saja fee nee na wa shamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal layli iza yaghshaha yii yëpp ki ko moom mooy Allah loolu rek la ngelaw li loolu rek lay wane te preuve bi ma leen jox démb man gisuma kenn ku ko weddi au contraire dañ may bind di ma woo di ma wax ne ma sëñ bi kat ubbi nga sunu bët man leen lii wane ni waa Miami moomuñu Miami te ñu mat 5 millions d'habitants en 30 minutes ñoom ñëpp ñu génn leen Miami te ñu jënd suufu Miami tabax ay gratte-ciel ca Miami tabax ay plage ca Miami tabax ay wut ay yacht ay bateau ca Miami def fa ay club ca Miami def fa ay fi ñuy defee bodybuilding moom la ñuy wax culturisme di neewil ay yaram ñu def ko ca Miami def fa ay place fowukaay place caaxaanukaay def ko ci Miami ñu ñëw taxaw ne leen yéen ñëpp génn leen Miami ku toog ci Miami ngelaw li su ñëwee dina la rey loolu mooy lan yàlla dikkul dafa yabale ku mu yabal benn jaamam bu ñuy wax ngelaw loolu moom la ñu tuddee Irma wala Maria wala xaw ma lan ak lan ouragan boobu mooy I'sar gis nga ba mu ñëwee xoolal waa Miami ñëpp a génn pour bàyyil borom Miami mu moom Miami dolli moom gëm ko moomoon moomaale feneen furul mu Miami moomaale waa Miami ak ñeneen ñu dul waa Miami xam nga ni Miami duñ ko moomoon duñ ko fa génn de suñu moomoon kër ya duñ ko génn de kër ya seeni tur ci nekk
propriété yi seen kër yaa ci nekk ñi seen location yi seen tur yaa ci nekk ñoo koy fay waaye ba ngelaw li di ñëwee dañoo génn ñoom ñëpp dem loolu may waneen lan ki moom suuf si mooy allah allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum laa taaxusuhu sinatun wala nawmun lan la ci yàlla teg racine lahu ma fi samawati wa ma fi l ardi yàlla nee na waxul sax asamaan ak suuf loolu kenn weddul ni moom yàllaa ko moom waaye nee na li nekk ci diggante asamaan ak suuf moo ko moom loolu rek mooy njàngale mi des na yeneen nag waaye bii moo ci gën a am solo mooy jullit yi ak nit ñi nañ delluwaat nag nangulaat ne yàlla moom jaam yi moom jaam yi yàlla moom jaam yi te jaamam yi du nit ñi kase jinne yi ci lañ malayka yi ci lañ mais jaamam yi ay ngelawam alquran wax nañ ko ma ya'lamu junuuda rabbika illa hu kenn xamul armée yàlla yi ku dul moom yàlla am na armée sauterelle am na ay armée mbott am na ay armée ngelaw am na ay armée safara lépp loo yaakaar ni mu ngi ci kaw suuf nga xeeb ko yàlla mën na ko def armée mu sànk la maa la ko wax ndox moom léegi leer na adduna bi xam nañ ko te ñii doon weddi ci alxuraan ne suñu yonent bi waxee nañu noox déluge amoon na gars yi weddi ko mais ku gis irma dootoo weddi alxuraan ni lañ koy dëggale te wax naa leen ko man leen fi ne nii ndax soxna Mbenda Diop moo ma bind di ma laaj wax naa la ko démb en français ne ma sëriñ dee gi bari na fitna gi bari na nit ñi kenn xamul adduna bi fi mu toll ma ne ko c'est la fin du monde mu ne ma ne ko loolu rek la ku yóbbu nu jublu ci yàlla tuubal yàlla jublu ci yàlla ndax yowmal xiyaam taxaw na te ñii weddi ne yowmal xiyaam ñëwul man leen yéen kon da ngeen di nelaw xamoo leen ban heure jot yowmal xiyaamu yàlla am na mais nit ñi wut nañ seen yowmal xiyaam bopp racine ndax fi ne nii wax naa leen ko démb France gii ñu nekk nii fii sax am na centrale nucléaire fii ci Paris gii ñu nekk nga am du tuur woon rek ñun ñëpp alko France gii génnal fi Angleterre gii ci wet gi demal Russie ci wetam Amérique moom dóor na Hiroshima ak Nagasaki kooku kenn waxatu ko moom ñoom wane nañ ni xam nañ ko barki démb dóor nañ bombe fële ca Afghanistan bombe boo xamante ni mooy bombe bi gën a mag ci kaw suuf xam nga Kim Jong Un turam wi rek doy na sëkk Kim Jong Un kaa yi xam nañ ku Kim Jong de Kim Jong Un Kim Jong Un attention Pakistan Israël am na ay ogive nucléaire ay tête nucléaire am na arme nucléaire Iran am na ko coow li dañuy coow nii rek di xumbal nii pour gars yi bañ leen sonal mais am nañ ko bu yàgg parce que arme nucléaire dafa am ay façon am na bombe nucléaire nga xamante ni moom la grande puissance yi am mais yeneen petite puissance yi mën nañu am li ñuy wax des têtes nucléaires des ogives nucléaires une tête nucléaire mën na ravager ab réew doo ci amee yu bëri mën na ravager continent une bombe nucléaire nag moom mën naa rey li nekk ci mbindeef yëpp ci yi nekk ci kaw suuf te xoolal waxuma la benn réewoo ko am de te ñoom ñëpp fi ne nii moom la ñuy wax ci français la course vers le nucléaire ñëpp fa la ñu jëm te nucléaire bi ñuy dem dafa am nucléaire ñaari nucléaire moom am na lu ñuy wax nucléaire civil ak nucléaire militaire. ndongo bu dee yaa ngi may suivre sa goro bi El Hadj Ba war nañu ciy dimbali jëkkëru Kumba moom ci yooyu la yëngatu dafa am nucléaire civil ak nucléaire militaire nga xamante ni mesure de sécurité yi ñuy jël pour nga dugg ci usine rek. mooy wane ni lii lu ko gën a dangereux ci kaw suuf amul. te pourtant réew yëpp ñu ngi koy kii te gis nga fi ne nii France mën naa tukkal àdduna Amérique mën naa tukkal àdduna Angleterre mën naa tukkal àdduna Russie jarul wax Pakistan mën naa tukkal àdduna Israël mën na tukkal àdduna Iran mën na tukkal àdduna ak yeneen réew yi nga xamante ni moom ñoom mënuñoo tukkal àdduna mais mën nañu tukkalu continent lii nit ñi ñoo ko def zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas yàllaa ko wax yàlla nee na lii fi nekk ci lu bon yëpp du man du samay malayka du samay yonent yéen nit ñi yéen a ko lijjanti yéen a ko créé yéen a créé bombe yéen a créé anthrax yéen a créé lépp luy bon lu bon ci kaw suuf yéen a ko créé kon nit ñi ku xamul ne yowmal xiyaam dikk na ah yow yaay nax sa bopp te fi ne nii kenn nekkul sécurité kenn fi ne ni heure booy jël métro bi sa fit a ngi rëcc ndax li xamoo koy toogal sooy jël train yi sa fit a ngi rëcc sooy jël avion sa fit a ngi rëcc kon léegi gars yi xam na ne yowmal xiyaam taxaw na kon léegi li war mooy lan
ñun ñëpp ñu dellu ci borom bi subhanahu wa taala dëggal kàddu gi nga xamante ni ku faatu moom la ñëpp di wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mooy yàlla moo ñu moom waaye ci yàlla la ñuy dellu yàlla nañu yàlla dimbali su ko defee loolu démb moom lañ doon séddoo ak yéen ci wàllu réflexion ci la fin des temps yegsi na c'est inéluctable mënatul ñàkk te gis nga fin des temps boobu même bu dee yow yaa ngi xaar la grande fin des temps yonent bi am na xadis bu mu wax boo xamante ni raasin ñun ñëpp ko war a bàyyi xel nee na man maata xaamat qiyaamatuhu sa fin bopp rek nga lay jënte moo ngoog ku nekk soo dee yow moom sa yomal xiyaam taxaw na te maintenant la mort est devenue banale la mort est devenue facile la vie humaine n'a plus de valeur xoolal Sénégal gi suñu réew mi nga xamante ni musoo faa dégg am na yoo xamante ni doo ko déggaan sax ñu ne ay étranger ñoo ko fa def léegi dañuy rendi démb rek am na ku ñu rendi daggate ko ci auberge xaw ma yàlla na jàll suturaal dégg nga gënoo tool léegi bu njëkk fait divers yi yeneen la woon fait divers yi yeneen la woon yeneen ay oustaz bi def na lii ak sëriñ daara bi bett nañ ko fii ak xaw ma waa ji dañ ko fii ak am xam nga yooyu ñun yooyu moo nekkoon suñu fait divers wala am na ñu doon xeex fee yooyu mais léegi lan mooy fait divers Sénégal rendi pourquoi parce que c'est la fin du temps nañ dellu ci yàlla nañ dellu ci yàlla yàlla nag nekkul ci place bu ñuy dellu mooy nga dellu ci ay ndigalam bàyyi ay tereem gëm ay jàngaleem yim jox rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mooy mbir mi jot na de àdduna tukki na ku gis li xew nit ñi ni ñu nekkee ni ñu mel nga xamante ni lépp lu yonent waxoon sallallahu alayhi wasallam ci mujjug jamono billaahi yegsi na waaye gars yi nañ dellu ginnaaw nag nañ teggi suñu tànk te def ndànk nañ teggi suñu tànk te def ndànk te dellu nag xoolaat yi ñuy mucculoo ak yi ñuy rëcculoo loolu mooy affaire bi mu ngo léegi donc yaakaar naa Racine côté les phénomènes météorologiques l'ouragan Irma l'ouragan Iram man Iram sax laa koy tuddee Iram wala Samud wala Aad waaye Iram la gën a nirool ouragan bi ak yeneen yi xew même le tsunami buñ ko fàttee tsunami bi buñ ko fàttee mais Racine waruñoo fàtte tamit Hiroshima ak Nagasaki yooyu yëpp ci la bokk yooyu yëpp ci affaire ci phénomène yi ci la bokk Ebola ci la bokk Ebola ci la bokk Ebola ci la bokk paludisme bii ñu xeeb te Sénégal xeeb ko ci Afrique te muy rey plus que le sida buñ ko fàtte la crise des œufs nen yi naaw yooyu yëpp c'est la fin des temps léegi nag loolu moo ñu yóbbu directement ci beneen la crise en Birmanie les musulmans lu ñuy metti ñuy naqar la waaye dama leen au-delà de l'émotion il faut une réflexion plus lan mooy réflexion boobu mooy bu ñu topp rek ne dañ leen di lakk dëgg la neexul kenn dañ leen di saaf mais ñun lan mooy suñu responsabilité ci loolu en tant que musulman en tant que humain avec la tête le tronc et les 4 membres inférieurs membres bokk ak maam Adama jëmm bokk ak Seydina Isa jëmm bokk ak gaa yu baax yi ñu soppewu ji mais ñun lan mooy suñu responsabilité ci loolu rawatina nag ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wax fa la suuf yu tedd ya nekk mooy Arabie Saoudite lan mooy seen responsabilité ci loolu il faut que ñu ñemee poser wu question boobu bañ a toog fii rek di def ay xawma nga gis léeg-léeg ay textes yoo xamante ni gars yi di kii gars yi di jooy gars yi di kii bi di crise ak man leen saa waay am na loo xamante ni lu yombal lijjanti la 400 000 lañu dañ maa mën a wax ni suufu l'islam yépp amul lu mën a recevoir 400 000 personnes te ñoom nga gis léeg-léeg ay princes yoo xamante ni dañuy jënd ay île lu tax duñ jënd benn île dëkkal fa ñooñu ñëpp def fa courant def fa ndox def fa lépp defal leen fa seen i jàkka xam nga ni waa Rohingyas yi xam nga ni taluñu julli xam nga ni taluñu woor xam nga ni taluñu julli juma xam nga ni taluñu yor sikkar koo xam ne amoo sax warak woo toppatoo sa bopp amoo foo sangoo amoo foo dëkk sedd boo xamante ni ñëpp a ngay groloté di lox te jullit yi yàlla jox leen pétrole bi mu leen jox leen jamaa yi mu leen jox leen homme yu fort yi mu leen jox leen punkal yi mu leen jox leen pouvoir temporel bi mu leen jox réew mu mel ni Égypte
réew mu mel ni Iran réew mu mel ni Arabie Saoudite les pays du Golfe en général même suñu petit pays yii mais ñëpp a war a yëngatu xool suñu responsabilité kooku mooy affaire bi poser les vraies questions avec courage avec un engagement sincère par rapport à Allah et ne pas suivre l'émotionnel parce que l'émotionnel c'est un blocage vers les vérités scientifiques les vérités irréfutables irréjetables waaw yal nañu yàlla dimbali léegi dañuy wàcce nag débat bi ci côté Rohingyas yi dañ koy wàcce Racine nañ ko wàcce li ñu doon wax c'est trop aérien parce que am nañu ñu bëri sax daanaka moo ko yàlla nañu yàlla dimbali nañ ko wàcce parce que ñun mënuñoo dem Birmanie wala mën nañoo dem Birmanie xamuñu sax fan la Birmanie nekk xam nga rek ne ci wetu Bangladesh la nekk foofu nga ci yem Racine est-ce que mën nga faa Western Union pour ñoom ñu jot ko déedéet parce que c'est un problème étatique waa Turquie yi yeneen réew yi jullit yi sax pour ñu dugal seen ndimbal ca Birmanie ils ont tous les problèmes du monde pour Rohingyas yi jot ko parce que affaire état la te problème bu yàgg la c'est depuis le 18e siècle bu leen yaakaar ni 1700 la woon bu leen yaakaar ni dañoo xëy rek commencé di sonal jullit yi ñoom bañ dañ leen dalay sonal du tey léegi li ma bëgg a wax foofu mooy ñun en tant que musulmans qui sommes à des milliers de kilomètres de la Birmanie des Rohingyas ñun lan lañ mën a tirer ci histoire Rohingyas yi démb junj naa ko xam nga Rohingyas yi li tax mu metti ñëpp mooy bouddhiste yi ñoo leen di rey xam nga loolu moo tax mu metti ñëpp mais am na lu gën a metti loolu mooy jullit yi ñoo ngi rey jullit yi jullit yi ñoo ngi rey jullit yi attentats yi ngay dégg ci àdduna bi yëpp 95% des victimes de ces attentats c'est des musulmans kon léegi ils tuent qui ils sont contre qui bët am na bis xaw ma kan laay àndal ci mbokk yi may waxtaan ak moom xaw ma Thierno Mbacke la xaw ma am na ku may àndalaat ma ne ko waaw nit du caawoo ñetti yoon ci benn match ci kaam Racine xam nga caawoo xamoo caawoo diw dafa caawoo ci match bi xamoo caawoo xaw ma ko de caawoo mooy jour bu dugal ci biir camp moom waaw dugal sa camp waaw moom la ñu wax ci wolof caawoo loolu mooy caawoo xamoo ko woon est-ce que dafa dugal ñett ah wala nga yegg ñett ñu génnee la de mais bu dee ñett nga dugal ñetti caawoo nga def ci benn match sëñ bi entraîneur joueur yi nan la génne wala entraîneur bi génne la wala supporter yi génne la fan nga génne sa bopp sax wala nga génne sa bopp dafa yegg 3 buts contre ton camp jóg dem am na ku ma ko wax keroog mu jaxasoo ma ne ko li ma la bëgg wax foofu exemple rek la mooy ay gars yi duñ ñëwee ne ñoom ay jullit lañu te fu ñu song jullit rek la ñuy rey waaw léegi gars yi du war ñëw poser question ne ñii ñan lañu ñii reyaate au nom de l'islam avec des barbes avec des kaala avec des aaya avec des hadiths ñii ñan lañu est-ce que yabaluñ leen pour ñuy rey jullit yi te tuuru l'islam te fekk duñu jullit man je me pose la question est-ce que yéen doo leen poser wu question yooyu il est temps de se poser ces questions yi xool leen lépp même yi am xoolal attentat bi am bërki démb fii ci Nice mais la ci dee ci jullit kenn dafa xam nu mu toll Bataclan bi la ci dee jullit kenn dafa xam nu mu toll li xew Londres la fi dee ci jullit kenn dafa xam nu mu toll wax bu léegi nag ñii ma lay wax yii ay réewu tubaab lañu mais bul dem Irak ah bul dem Irak de bul dem Irak bul dem Syrie bul dem Libye bul dugg foofu yëpp déedéet soo fa duggee li ma la wax di nga ko comprendre ay 25 000 morts ay 150 000 morts ay 200 000 morts ay 1 million de morts te ñëpp ñi leen di rey ay jullit lañu loolu moo gën a graaw li ma bëgg wax foofu mooy ñun jullit yi on doit se regarder dans les yeux il est temps ñu toogaat waxtaanaat xoolaat kii et kii kan mooy kan il faut que ñu xam ko léegi duñu wàccee waxtaan wi nag ci suñu biir comme par exemple yow Racine man mii kii may seetaan ak keneen ka ak ka ca des
lan nga mën a jàng ci xew-xew bi xew Birmanie amul ku gis message bi wala nga gis photo yi wala nga gis vidéo yi lu dul jooy nga soo jooyul ci say bët tamit jooy nga ci sa xol ndax dër ay nit suul leen jël ay nit di leen saaf jël jaas yi jël jigéen daggate ko muy dund nga dagg tànkam dagg te beneen tànkam dagg poojam dagg loxoom ba mu deñ nga soog koo rendi ci ay vidéo yoo xamante ni du trucage ñëpp xam na ni lii dëgg la jël ay xale dëgg ci leen ba ñu pàcc dee ku ko gis sa yaram daw na waaw yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla suturaal li ma bëgg wax foofu mbokk yi xam nga lan lu simple la mooy Racine ñun ñii nga xam ne mënuñoo àgg foofu bu kenn def sa moroom jullit lu bon bu kenn def sa moroom jullit lu bon bala ngay xalaat na nga xam ni yàlla nee na inna alladina fatanul muminina wal muminaati thumma lam yatuubu fa lahum azabu jahannam wa lahum azabul xariq yàlla wax na ko ci alquran de inna alladina fatanul muminina wal muminaati thumma lam yatuubu fa lahum azabu jahannam wa lahum azabul xariq képp kuy fitnaal ñi gëm ci ñu góor ñi ak jigéen ñi yàlla nee na du ëllëgee kenn mun laa ramu sawara rek nga jëm kon li ma bëgg a wax foofu ñoo ngi fitnaal suñuy mbokk jullit ca Birmanie waaye ñun nañu fexe ba buñ fitnaalante ci suñu biir ñoo ngi bëgg a yónnee ay lekk ak ay naan ca Birmanie waaye commencer ci sa waa kër ndax say njaboot li ñu war a am yëpp am nañ ko commencer ci say frère ndax yaa ngi leen di dimbali commencer ci sa ndey ndax yaa ngi koy toppatoo commencer ci sa baay ndax yaa ngi koy toppatoo faatu nañu waaw yaa ngi leen di ñaanal ñam fi waaye nag ay frère am nag yaa ngi leen di toppatoo sa yaay nag ay say tante yaa ngi leen di toppatoo noo def ak ñoom noo def ak say dëkkandoo noo def ak julliti àdduna bi noo def ak nit ñi loo bëggul ñu def ko Rohingyas yi yow boo ko def sa mbokkum jullit boo ko def sa mbokkum dëkkandoo man de loolu laa ci jàngee yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla suturaal yàlla na yàlla dolli jàmm dolli xéewal te gindi ñu jubal suñuy xel jubal suñuy xalaat maa ngi leen di waatal ci yàlla ne am na ñu bëri réflexion yi ñu def nii day mel ni ay chinois ci ñoom parce que ils aimeraient que nga toog fii naan waa dañ leen a rey nangam di jooy di yërëmtalu waaye maa ngi leen di xamal ne leen rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ak ñiy topp ci tànkam yépp émotion musu leen a yóbbu danañ yëg comme ni ñëpp di yëgee waaye dañuy toog nag réfléchir yonent bi lii la defoon ca Makka moom la defoon ci Madina ba tey jii ci la defaree àdduna ñun ñii tamit surtout les jeunes intellectuels ñi jàng ñi gëstu tukkikat yi xoolkat yi yéen ñëpp maa ngi leen di ñaan ngeen ubbi seen i bët te xew-xew yi du amatee bu ñu topp riir mi li ñuy wax la clameur publique mais toujours il faut ngeen am ay réflexion ne au-delà de cela qu'est-ce qui se passe il faut ngeen poser question il faut que ngeen nekk ay philosophe mais philosophe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waa ji dafa waxoon ne la philosophie c'est la chouette de Minerve qui ne prend son envol qu'au crépuscule moom dane philosophie benn njanaaw la boo xamante ni moom du naaw ba cëkk ñu bëri na dañoo yaakaar ni kooku dafa ragal wala bëggul liggéey wala bëggul sonn fekk déedéet dafa bëgg a bàyyi ba gaa yi liggéey ba pare moom mu daal di jóg nag à partir de timis nag di xool gaa yi li ñu liggéey lu mu doon posez wu les vraies questions ci ñoom gaa yi seen i action dégg li ma bëgg a wax posez wu les vraies questions ci ñoom gaa yi seen i action parce que loolu moo ñuy dimbali kon il faut que ñu roy Rasulullah ci loolu di xalaat di jéem a xool au-delà de ce qui se passe dans le monde événements yi xew-xew yi affaires yi bette yi yépp ñuy jéem a xool ñun en tant que jullit ñun en tant que ñu am xel ban taxawaay lañ ci war a am bañ a topp rek réer mi ak coow yi parce que maa ngi leen di xamal leen de am na lu bëri looy gis ci àdduna nii nga gëm ko wala nga yëg ko di ci mer wala nga ciy kontaan manipulation la médiatique ñoom ñoo koy def lu ñu bëgg a siiwal ko lu ñu bëgg a ñaawal ko lu ñu bëgg a garaawal ko yow nag léegi doo amul xel mooy réfléchir di xalaat mais musiba dafay am gis nga foofu laay tëjee léegi Racine nga jox ma gars yi wax ma seen i bind ak seen i wax ak seen i question Racine am na benn mbokk mu baax
fan yi la papaam gaañu moom la ñu wax Saliou Gomis. ñoo bokk xadara. léegi moo jël kàddu noonu Saliou tam xees nii. waaju baax la ku sedd nii. mais waaju. dafa décédé papa ji. papaam dafa gaañu waaw yàlla na ko yàlla yërëm. amiin sëñ Mansour sax demoon na jaale ji ko sëñ Mansour Jamil ndeysaan waaw seede nañ ko seede yu rafet nag. xam nga Saliou ku baax la. nit ku posé la ku bëgg Cheikh na Ahmed Tidiane la. waaw nit ku bëgg tamit xam-xam la ak gëstu ak waaw moom jàmbaar la daal mook ñoom sëñ daaw daal sëñ kii jong ñoom ñëpp macha allah jàmbaar lañu. waaye Saliou laa ci doon waxtaanal keroog def nañu presque 2 heures de temps di discuter ci li may wax nii parce que loolu ñun ñoo ko bokk xalaat boobu parce que léeg-léeg sooy wax sax ñu bëri duñ la comprendre danaan wax mais sëñ bi kat moom waaw nangam bëgg nga toog rek di yóbbu nit ñi safara di yóbbu nit ñi aljana te fekk y a des problèmes actuels yoo xamante ni jullit bi daf ci soxla ay réponses yonent bi loolu il faut ñu góorgóorlu ci. léegi nag léeg-léeg te loolu dafay laaj nag yitte dafay laaj ngay suivre information di laaj di ngay suivre journal di laaj ngay lire livre bu ñu génnee nga jënd ko lire ko comprendre ko dafay laaj ngay jàng philosophie dafay laaj nga jàng science politique. dafay laaj ngay jàng relation internationale nga fay jàng ngay gëstu géopolitique coono yi nag moom la ñuy bañ a def. moo tax dañuy préféré rek naan yàlla nee na yonent bi nee na gars yi safara ngeen jëm gars yi àjjana ngeen jëm. fekk gars yi am na leneen luñ soxla. Saliou na dañu doon waxtaan ndeysaan ñuy waxtaan ci wàllu xel waaw yeewu ni mu amee solo ci diine waaw xel mu rafet tuuti mu nekk wilaaya waaw ndax toujours yaakaar naa sama soppee sëñ Ousmane Diallo Karamba Gassama moom moo ko mettre en évidence sëñ Ousmane dafa wax ne yàlla nañu yàlla boole kilifa yu yeewu kilifa yu am xel ndax wëliyu lu mu am xel su sàgganee jigéen du am xel wala xale bu am xel wala saay-saay bu am xel politique bu am xel dina ko dugal ci musiba. Ousmane Diallo moom wax loolu moo ngi Gabon xam naa ni mu ngi suivre suñu soppe la ku baax la wax ju garaaw la parce que soo amul xel dina la nax. filmer la dina la nax yàq sa àdduna dina la nax dugal la ci ay détails gëm loolu loo warul gëm weddi loolu loo war a gëm te doo ci mën dara parce que ci xel la ñu jaar. il faut que ñuy réfléchir. loolu moo tax ma leen di wax yéen ñëpp bu leen topp riiru Facebook ak riiru YouTube ak texte kii yi titre journal yi nga xamante ni c'est pour vendre def 3 points de suspension pour nga dugg par force ci site bi parce que heure boo fa duggee ñoom ñoo ngay gagné xaalis loolu kese la. bu leen suivre dee leen déglu te information bu ñëwati xool leen ko ngeen noté ko mais bàyyi leen ba mu am 2 weer wala mu am 1 an. wala 3 ans wala ministre ba doon diligenté dossier ba démissionné wala mu génn wala gouvernement ba jeex parce que moment boobu ci ngay am les vraies informations parce que état dafa am nu muy dawee réew dafa am nu muy doxee dafa am yu bëri yu ñu calculer yoo xamante ni mooy tax les vraies informations doo ko jot. donc il faut qu'on soit intelligent ñun ñëpp yàlla nañu yàlla dimbali. yàlla nañu yàlla dolli xéewal. donc xalaat yooyu démb moom la ñu waxoon ci français. tey moom la ñu bëggoon a partagé waat ak yéen ci xew-xewu jaww ji mooy météo bi ak ndox mi ak ouragan yi Irma Iram Maria ak tamit partagé ak yéen tamit li xew ci Birmanie nga xamante ni kenn ku nekk ci ñun am na ci responsabilité te kenn waru koo daw kenn waru koo rëcc waaye dañ cee war a taxaw ci lañ ci war a taxaw su ko defee léegi bu dee remarqué nga ay remarque wala ay question wala ay intervention sëñ Racine maa ngi lay déglu incha allah. ah gars yi de daf mel ni dañu doon seetaan rek. man dañoo kontaan kenn waxul de. d'accord. gars yi yëpp ñu ngi déglu nag wax dëgg fa kenn waxul dara. gisuma remarqué moom benn question bu jóge ci waa Facebook. d'accord. waaw gars yi war nañoo yëngatu nag. ah gars yi de. ay intellectuel kese ñoo may déglu. ñu ma dàq jàng te am na ci ñoo xamante ni domaine bi may wax ñoo ma ko gën a maîtriser fukki junni yoon ak juróom-benn ñoo ma ko gën a xam waaw donc ñoo ngi déglu seen i xalaat ak seen i gis-gis ak seen i réflexion parce que tamit loolu la il faut que ñun ñu am courage di discuter génn ci. xaw ma nan lañ koy waxee ci benn archaïsme bi ak benn
façon bi il faut que ñu génn ci di xalaat di réfléchir di aller au-delà des mots au-delà des titres des unes pour dugg nag di xalaat di réfléchir. Il y a les professeurs, je les ai vus ku mel ni Amadou Ba c'est un professeur calé soxna Anna Si c'est une grande intellectuelle taalibe la waaye intellectuelle la macha allah sa njóogu ñoom ñëpp macha allah suñu Ibrahima Khalil Ndiaye c'est un grand journaliste moo ngi Walfadjri bu Thiès macha allah un grand journaliste sportif donc ñoom ñëpp dafa mel ni seen naa leen ak ay borom xam-xam yu bëri sëñ Malick Dia suñu mbokk si Cheikh Abdoulaye Wade bu Espagne nga xamante ni macha allah ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañu borom gis-gis lañu borom yi xalaat lañu. il faut que ñu réfléchir ci loolu parce que réflexion yi moo ñuy dimbali ñu mën a wax ak suñuy njaboot sawaay il faut que moo ñuy dimbali ñu mën a wax ak suñuy njaboot. xale yi dañuy poser question yoo xamante ni si on discute pas si on partage pas nos savoirs nos connaissances mais xale yi duñ leen mën a tontu Racine. duñ leen mën a wax li xew te problème dafay am. te xale yi fii surtout ñi nga xamante ni ñoom ci àll bi dañuy poser ay questions parce que ci loolu la leen yar ci liberté ci curiosité xoolal bërki démb Racine gis nga àjjuma bi passé dafa am benn xale dafa ñëwoon ci xadaral juma bi fii ñuy defee ci 13e. moom bi mu ñëwee xam nañ dañuy zikkar dañuy def suñu affaire mais ba ñu paree dafa dem ci Abdou Aziz Thiam suñu mbokk Moulay Abdou Aziz Thiam. Abdou Aziz Thiam di xam ko tam baax nii. mu dem ci moom ne ko pourquoi vous étalez ce drap blanc là. dañuy poser question waaye léegi nag doo fa nekk di nakk-nakkal nag wala nga wax leen loo xamante ni su ëllëgee ñu def ay gëstu gis na lu du loolu fooy jëm soo leen bëggee gëm loo ay affaire duñ ko gëm déedéet duñ ko gëm dañ naan ñii kii li muy wax xamu ko maîtriser wu ko sëñ Cheikh Omar Sy bu sëñ Maodo barki dem wax na ko nee na waa ji bi mu demee yóbbu doom ji Sénégal mu gis papaam muy julli ànd ak waa kër gi di julli mu ne moom papa il fait de la gymnastique ndekete waa kër ga ci lañ comprendre nekk papa ji musta julli musul julli doom ji musul gis bàyyi mu julli bi mu nekkee fii ci Paris mais yooyu laa leen di wax donc il faut que ñuy réfléchir il faut que ñuy bokk di waxtaan di séddoo di intellectuels yi ñu jóg intellectuels l'islam yi dañoo war a jóg bañ a bàyyeeg gars yi réseaux sociaux yi bañ leen a bàyyeeg presse bi moi je le dis c'est pas pour nous di réfléchir ñuy toog ci di saag animé ci musique te ñu war a jóg yu baax ñuy joxe lépp ko léegi nii ku mel ni sëñ Thierno Mbacke mii mais wala ñuy waxtaan ni ba ma dugal ko ci mais do yi ñu bind ci télé FM TV wala c'est leur presse à eux presse la ci information la ñuy gëmloo nit nga au-delà de cela nga am pertinente bu scientifique bu c'est important si ñeneen ñu leen informé ñeneen te du boobaa suñu perte laaxira la yàlla wax seen bopp ak seen waa kër protéger leen ak seen waa moo jigéen radiyallahu anhu protection tamit warul yam rek ci yar leen protéger leur foi bu xamante ni gars yi ñoo ngi koy sànni ci YouTube bi te ñu def ci attention ci loolu yàlla dolli jàmm dolli xéewal dolli teg mbokk yi mbokk a beaucoup de des commentaires des réflexions questionnements macha allah kenn ku nekk fa nga wéet yaa ngi ko fay def di xalaat ci incha allah ñu bale yi consommer ko dina ñëw dugg du booba xam naa duñ jullee tisbaar ba pare rek teel a dugg temps de réfléchir bonne question par rapport à tout ce qui se passe au monde les ouragans les tremblements de glissement de terre yooyu yëpp réfléchir ci en tant que ñu xoolaat le problème en tant que musulman en tant que humain à part au-delà de l'émotion yan xalaat lañ ci war a ci suñu vie personnelle fii ñun ñëpp suñu relation nan lañ ci mën a jariñoo je crois que ça c'est des choses on pourra incha allah permet dañuy mën a dox ngir loolu mooy ñaari point yi bëggoon ñu discuter ci xew-xewi àdduna bi ak tamit le problème des Rohingyas nga xamante ni tabarkallahu metti na lool waaye nag bu mu ñu tee ñu poser les bonnes questions parce que àdduna
ñi ko defar ñëpp mooy ñi posé wu ay questions. yéen racine scientifique yi wax ngeen sax ne ki defar avion noonu la demee dafa toog ci jardin pomme bi dal ci boppam mu ne pomme bi lu tax mu wàcc ci suuf te yéegul ci kaw. jeex na mu toog di xool ba découvrir ne suuf dafa am lu ñuy wax gravité. l'attraction terrestre. mu découvrir ko mu ne kon léegi du amee puissance bu mën a xotti gravité rek pomme bi dootul dal ci suuf mais day yéeg ci kaw moom la topp di ko topp ba mu indi avion. kon question moo indi lépp ci àdduna question yi nag du ma leen ko waxee du question gars yii seen question yii déedéet question philosophie nga xamante ni en philosophie les questions sont plus importantes que les réponses et chaque réponse devient une question. déedéet wax ma loolu question yi nga xamante ni da nga koy posé wu nga dem ci Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu tontu la question yooyu laay wax nga xamante ni da ngay am say réponses léegi et gratuitement. loo xamante ni tu fais toutes les universités du monde pour trouver ko nga ñëw ci Rasulullah mu jàngal la ko gratuitement et en quelques secondes donc loolu mooy but vraiment mooy but réflexion bi ma leen di invité waaw question yooyu la question yoo xamante ni da nga koy posé wu mais laaj ko Rasulullah laaj ko Rasulullah laaj ko saxaaba yi danañ la tontu laaj ko wëlu yu yàlla yi doon Rasulullah dañ lay tontu laaj ko wëlu yu jamono yi doon Rasulullah billaahi doo leen ko laajee ñu tontu la ci tibb ci leeru yonent bi tontu la say question te il faut que ñu am ay réponse il faut que ñu am ay réponse ci àdduna mënul ñàkk parce que duñ ko amul fii rek am ko fee xoolal suñu jaboot yi racine ñi nga xamante ni dañuy ñëw laaj la mënoo leen tontu mënoo leen wax dara lu ñuy def seen téléphone seen smartphone yi ci la ñuy tàppee Google di Cheikh Google lañ ko tuddee tàppee moo leen di wax seen diine moo leen di wax seen xalaat moo leen di wax li ñuy def moo leen di wax la ñu war a def su ko defee nga xëy suba rek gis musiba mu fees dal sa biir kër fekk c'est trop tard sa doom du mën nga ne la bon nuyu papa dem tëddi fekk moom nuyuwul nelawul moo nga fanaan ci smartphone am moo ngi fanaan ci ordinateur am di wax ak ña nekk ca Bangladesh wala ña nekk ca Nouvelle-Calédonie wala Las Vegas ca lay fanaan ba fajar ci du ca nekkee nag weer ñaari weer ñetti weer day mujj xëy rek tas sa kër loolu li koy waral mooy parce que amoo ay réponses yoo ko jox donc il faut que ñuy góorgóorlu ci di réfléchir par rapport à tout cela su ko defee yàlla mën nañoo dimbali ci àdduna mën nañoo dimbali ci àllaaxira kon mbokk yi tabarakallah santat nañ yàlla bu baax a baax di ñaanalaat bu baax nag macha allah sunu papa Saya Liggéey yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla baal sunu mbokk moom tamit ñuy Xadi Jàllo moom it nga xamante ni musta tardé gàmmu gi chaque année moo daan bokk mook soxna Laari Faal soxna Wasoor soxna Nogay soxna Mami Guèye mi papaam gaañu soxna Xadi Jàllo boobu ñoo daan ànd di togg yi di teral genu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam depuis Safina am waaw ñoo ngi koy ñaanal moom it yàlla bu baax yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ko yàlla baal yàlla na ko yàlla dajaleek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñi gaañu ci diggante bi yëpp tamit di suñuy mbokk di suñu soppe di xeetu yonent bi yëpp yàlla na yàlla jéggal leen tabarakallah Pape Saya li njabootam gi moom it comme niñ ko ñaanale woon noo ngi leen di ñaanalaat yàlla subhanahu wa taala doolu leen jàmm doolu leen sutura doolu leen teranga doolu leen xéwal doolu leen mucc vraiment héritage spirituel socio-culturel bi fa Pape Saya li bàyyi héritage scientifique bi mu bàyyi foofu ci kër ga muy yar ak teggin ak mbaax ak diine ak bëgg mbokk yàlla na ko yàlla gën a saxal foofu sëñ Duudu sëñ Daabaay ak seeni rakk yëpp yàlla na yàlla gën leen a dëgëral soxna Marème Seck suñu cousine jógee Màkka ak Hadja Marème yàlla na yàlla dolli ko jàmm vraiment dolli ko sutura ñaan nga muy ñaanal borom këram tàmbali na ko bu yàgg ndax ca Màkka la ko tàmbalee sell na set na wicc amul benn bàkkaar macha allah yonent bi nee na alhajjul mabrur laysa lahu jazaau illa al janna nee na aj fu nangu dara du fayam lu dul de dugg directement aljanna kon nag incha allah aljanna googu yàlla na ko yàlla jox Pape Saya li jox ko njaboot gi yëpp ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu ay gaynde lañu njabootam gi yëpp muy doom muy sët muy taalibe ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu ay gaynde lañu waaw tabarakallah
Pape Sayali moo ngokk waaw xam nga bi may def témoignage bi ci Pape Mounirou Ousmane Pape Mounirou Alquran waaw xam nga ca kaw titre ba dama bind l'homme qui a tout compris et tout compris noonu laa ko tuddee waaw loolu l'islam bi daf cee bokk diina ji tariqa bi mbokk gi mais daf cee bokk tamit safina waaw Pape Mounirou Ousmane dafa bokk ci ñi njëkk a xam luy safina parce que am na ñoo xamante ni mais du lay gis nii rek dañuy xam ne yow joueur nga wala bokk wala ñu xool rek xam ne yow mi bànni nga te duñ ko raté te duñ pourtant duñu ay physionomiste déedéet duñ loolu mais dañuy xam ni kii forme bii lii ab joueur moo ko yor waaw cin su naree nekk su baxee xeeñ Pape Mounirou billaahi dafa teel a xam safina li muy liggéey te boobu ñu bëri xamuñu ko dañoo yaakaar ne ay booy yu dajaloon rek di yuuxoo ko di coow loolu lañ jàppoon léeg-léeg sax ñu naan pël yi léeg-léeg ñu ne naar yi waaw mais moom xam na ni la woon démb rek moo ñëwaat tey moom xam na loolu mu teel koo xam amu ci kersa amu ci dara taxaw di ñu protéger fépp ci àdduna bi du ñuy sikkar mu jug taxaw di ñu woo di ñu encourager jox jël na ay secret sax jox ñu ne lii pour sikkar yi la te maa ngi ko yoroon borom nag ñëw na am billaahi laa la wax secret bu garaaw a garaaw la waaw yàlla seede na lool ne lii pour sikkar yi la te xam naa ni borom dikk na Pape Mounirou Ousmane billaahi laa la wax il avait tout compris ne nit ñi xamuñu sax yéen li ngeen di def ak li ngeen di liggéey xamuñu ko waaye ci kanam tuuti ils vont comprendre waaw ma ngoog Guèye mii tamit il fait partie de ces rares personnes yoo xamante ni il avait foofu fekk ñu ca fi ñu defee exposition bi fa la ma fekk man keroog ne ma nit ngi ji nit ñu comprendre ko mu ne ma yéen a ngi sax di déqi waaye soo leen toggee ba indi ñëpp war a lekk ay moom ko wax te loolu daf ko ci Mbaye Ndiaye nga la xool ko bind na ko yéen a ngi wuti jiw aram taw di bay di ñoo ngi yaakaar ne yéen ay ngeen bay ñor ba ngeen teg ko nit ñi lekk commencé lekk ils vont comprendre moo waxoon lii fu mu toll nag wax di wax yu rafet lu mu gis ci mbooloo mi lu mu gis lu ñu war a encourager waaw yàlla na ko yàlla fàtte mukk ndax bokk taalibe yi jàpp yàlla am nañu ci bëri jël leen sax wér yàlla na yàlla moo tax moom duñ ko fàtte mukk jamais du leen fàtte mukk li ñépp di ak Maria du li may wax cër aw ma maqaama aw ma wilaaya bu sàkku yërma waaye wax ji moo am solo su ko defee kon léegi dañ leen di jox rendez-vous aljuma ak jàmm di noonu la na xóotal xalaat yi ñu sédd réfléchiraat su la neexee ñu def ko français su la neexee ñu def wolof pour ñëpp mën cee bokk tabarakallah ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw yàlla nañu yàlla dolli xéewal dolli ñu teraanga bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu mbokk yi ci des seen yaram dafa xaw a tàng ñi nekk ci ay xat-xat loolu tabarakallah ci technique bi di ñu dimbali ngir ñu mën a filmer mën koo jot ci beer lépp nit ñi mën ko jariñoo yàlla na yàlla fay ñëpp yàlla na yàlla dolli jàmm dolli xéwal dolli sutura dolli teraanga kenn ku ci nekk fa nga ne yàlla jox la ko la nga ragal jox la ko yàlla na yàlla musal ñu pomp yi bëgguñu sama borom fekk la fa nga nekk mu jox la ko sëkk bu ci njëkk ak ci lu mujj bi ci ay sayt na ak nan def faatiha yéene ko xale yi jigéen ko yi xale yi bàyyi leen xel bu baax dañ ko def spécial ñu wax ci Racine yaakaar naa dem nga seen waaw tux mi naan auberge yi bu bon bi yëpp incha allah duñu taane ñun ñëpp ñu bokk réfléchir dimbali yëpp dugg nañ en tabarakallahu ñu boole ak réseaux sociaux nga ci lim ñenn te leen wax tamit ne leen doo gisee demaat ko yére bi laa soloon moo loolu rek solaat ko jaar ci bisu gàmmu gi di ndokkele ji waa Grand Thiès yi teral dégg yu kenn feneen foo dem am na julli moo amul fépp jaar ci kanamam gu te juma tëllub maam alaaji ci biir yàlla na yàlla dajale gaa yu baax yëpp ba soog xam nga daan nga gis léeg-léeg buur ba nit comme Marème Seck mi rek Marème Seck xadee ko jur moo di ummu ak alaaji ci nag te seen ko ñu responsable waaw lu leen war rek ñu def ko te waaw xujja waaw kooku ci mbokk léegi ngeexoox yaakaar naa ci wetu mbuur fa lay servir liggéeyee donc infirmière la lay def yéwénal tam ko nag borom bu baax a baax a baax du set waaw vraiment macha allah waaw maa ngi dégg
Maxtaar yónnee ma audio bu rafet bu mu def ci demee noonu. waaw jigéen ju baax la. waaw jigéen ju yiw la macha allah yal na ko yàlla fay. kooku sa mbokk la de. bu Bordeaux la. bu Bordeaux waaw. Taalem boobu photo profil am bi kii bi la journée Mama Laaj. waaw Ibrahima ma ki nekk Bordeaux. Ibrahima ko. ñoo déggante téléphone. téléphone rek ngeen déggante. waaw moom it léegi nii rek la jàmbaar la moom it gaynde la. du métier am. moom ingénieur la ci yeneen pour liggéey l'islam ak tarixa bi. ñaan moom alaaji gi. léegi bu garaaw ils ont travaillé comme les télévisions. direct bi ñu def. direct télé normal image télévision la. lépp Régis Ahmed Dieng ñoo ko liggéey. lu may passé na. ndeysaan liggéey bu rafet doomu alaaj Mafal Diop la jàng. waaye macha allah ñoo ngi koy ñaanal yàlla. ubbi jotaay bi barke jëmm yu ñii di ñu seetaan jox ko ay càkku téefam yëpp li génn la ku am xol la. du caaxaan tux du naan. casé wu su ko neexoon am na ñoo xamante ni BFM rek buñ ko amee rek. yow nga dem ba am sa bac dem ba nekk ingénieur. di gën a modeste di gën a simple am diini. chaque jour. kër ñoom soxna si fële. loolu parce que mën na ko ëpp. chaque jour mu ñëw. wallaahi chaque jour 1h du matin la fi jóge dem te du tee mook ñoom sëñ Babacar Touré. Pape Ndongo léegi la fi jóge léegi xam na chiffre ndax nee na moon incha allah day daw rek pour dem jëli ji ci àll ba. Pape Mbaye Fall ak gars yi Ndongo. waaw ndeysaan jàmbaar la moom it gaynde la ba mu ñëwee tamit Paris. liggéey bi taxaw moom ñoom sëñ as xamante ni il travaille sans parler discours ay ne la njëgëneem su ne diw gaynde fii le summum du courage de la responsabilité moom Ndongo gaynde la taxaw bu baax liggéey bu sérieux fa mu jógee sori na heure bu amee ñetti fan ñeent rek ñëw seet si bokk def suñuy am nañ ko suñu liggéey yëpp moo ko yoroon foofu moo yoroon wàllu décoration bi nga xamante ministre yi dañ daan ñëw sax décoration wu expo bi ñoo ko defar te ñii waaw ndax yéene bu rafet ak pas-pas ñu fayal ñu leen ñoom ñëpp